asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan sur ITV ci seen émission bu mag bi di arène sénégalaise altine bu jot à partir de 22h ma ciy fegoo ak El Hadji Ngagne Diagne tey nag ñu dellu si xam ngeen ni bii passé dañu génnoon dem arène nationale li ko waraloon moo doon comité bu bees bi nga xam ne moom la ministre des sports doon samp te ñu samp ko ki nga xam ni moo ko jiite di le président Bira Sène tey jii sax la ñu doon amal li nga xam ni moo di passation de service diggante président Bira Sène ak président Alioune Sarr loolu dinañ ci dellu si waat très rapidement man ak El Hadji Ngagne waaye xam ngeen ni tamit làmb dafa am dëj am tiis ki nga xam ne moo fi jógee di ko mag ci làmb di Balla Gaye numéro 1 Balla Gaye 1 ñëpp xam ko mu nekk champion bu mag nekk champion du Sénégal ci wàllu boxe waaye itamit njëkk fi taxawal école de lutte formé ci ay xale yàlla suñu borom moom ko ñu denc ko fa nga xam ni moom fa la yaakaar muy ci wetu ci sëgu Seydina Limaamul Mahdi yu foofee nag lañ ko denc ñu koy ñaanal yàlla teeru ko ca àjjanay firdawsiya loolu dañ ci dellusiwaat suñu gànnu tey également dinañ leen ko présenter bu ci kanamee tuuti loolu moom mooy ndar képp li nga xam ni moo di émission tey bi El Hadji Ngagne ñi ngi lay nuyu di la ziar di amaat mbégte jàkkaarloowaat ak suñu mbokku téléspectateurs yi ak suñu mbokku internautes yi. El Hadji Malick maa ngi lay fay di la ziar yow it di la ndokkeel ci liggéey bi di la féliciter aussi démb ci match bi depuis mercredi ak démb vraiment dara raté wuñ ko ci li nga xam ne mooy matchu Sénégal yaa ak Pape Malick di leen féliciter bu baax. te it vraiment engouement bi ngeen koy defee. dafa am solo ci ku xam reportage. c'est très important que ni ngeen koy defee. style bii nag style Ablaye Diaw la. waaw moo ko njëkk a def bi Sénégal demee coupe du monde te mu dem coupe d'Afrique te mu dem Afrique du Sud. njëkk a fa reporté ci télévision ñu bari dañu yaakaaroon ne ma nga ca affaire ba. mais dafa Afrique du Sud la ko reporté woon. style boobu moom la te it gis ngeen yéen seen baay la boo xam ne da ngeen ko bëgg. démb maa ngi leen di dégg ak moom dégg naa ko ci kër gi ci suba. ku baax. ku yaatoo nga ko. doyen Ablaye sama référence ku amul waaw sa référence. te référence la. ndax amul benn kiñaan ci boppam. dëgg la El Hadji Ablaye Sénégal war nañ ko gën a fonk. teg ko fi ñu ko war a teg. fii mu nekk sax waru fi nekk. dëgg la dañ ko war a yéegal ci kaw conseiller président la war a nekk. ci côté sport. Ablaye Diaw nañ ko jox gëddëm ci Sénégal. waay yàqu fi du mag muy yàq mag muy defar la te xam na li muy wax. tout à fait waaw kon ma loolu dama doon profité pour wax ko. waaye fi nga ubbee. muy naxar ak tiis du fi jóg. El Hadji Malick El Hadji Malick ñëppay tàggoo. dëgg la ndey ak baay papa ak doom yàlla moo ñu bind di ñu tàggale. Balla Gaye nag fii mu demee. ak fi làmb toll làmb ñàkk na. ndax Balla dafa bokk ci champion yu mag yu nekk ci Sénégal. dëgg la ba pare nag def carrière ci làmb. dafa bëre ba bàyyi bëre. dafa bëre ba mujj gi. mënatul ngemb normal fiso ci moom laa njëkk gis mu koy indi ci làmb. indi ko ci làmb tellement que dem na ba âge am sax sportivité rek ko jàppoon. muy bëre. vers les années 70 moom ñoom Double Less ñoo bokk génération ak Pape Diop. ñoom Boy Palmeew. ñoom Assane Mbaye Fall yi. jàpp ñoom Ibou Ndafa ñoom Birahim Ndiaye. ñoom Boy Niang. jàpp ñooñu ñoom amoon nañ ay mag ñoom Daouda Fall waaw ñoom ak ñoom Tubaab Joor seen génération mais ñoom écurie Waalo ñoom Daouda Fall ñoo doon seen mag ak Alioune Fall ñii Souleymane Diaw Samba Diaw ñooñu lañ fa fekkoon ñoom après ñëw nag muy écurie Waalo bu dëgër parce que Malick ñetti écurie ñoo fi nekkoon Waalo Séeréer Fass ñoo fi gënoon dëgër ñoo doon écurie yi moo doon am jër bi yi yàlla dogal Balla Gaye nekk ci biir ba mag ñi di bàyyi mu ñëw jël ko booy xool combat mi mujj yi Mamba Ba moo ko daan préparé tout à fait ndeysaan dem si yàlla Mamba dem si yàlla Aliou Seye ndax moom Aliou Seye 1 an la ko magee kon nga xam ne ay tofalonu gis nga écurie Waalo ni mu toll woon ak Balla Gaye ñi mu bëril ñëpp ba ci Mam Njambaan mii bi muy fël bëri na ak Balla Gaye waaye Balla Gaye générosité bi mu amoon ci bëre moom la mbër yu bëri amul xam nga mooy lan tàllal xale yi loxo dëgg la 92 bi muy bëre ak Moustapha Gueye booba daanaka doole jaa ngi jeex bi muy bëreeg baabooy keroog ba ko baabooy dëkkee am na histoire bu mag anecdote bu ci mag bu ci am parce que Balla Gaye numéro 1 nanguwul woon mu bëreeg moom parce que Balla Gaye numéro 1 Balla Gaye lu tuddee boppam Balla Gaye 2 mii mooy ñaareelu turandoom ci làmb Balla Gaye 1 Abdou Khadir Bey moom la tuddee boppam d'accord
Balla Beye boobu Baboy ci moom la tuddee boppam. tur yooyu Balla yooyu foofu la jóge ci moom la jóge mu doon seen grand kon nga xam ne icône la ci làmb. xoolal ni mu gungee xale yi dama lay wax lu daw yaram Malick. ci Balla Gaye mii. dañu toog assemblée générale ñu invité ma foofu. ma ñëw Malick Gakou moo doon président bi ma ñëwee ñoom Balla Gaye toog ñoom Elton ma ne leen Balla Gaye mii day xale yi ñu ngi sant yàlla yéen a ngi commencé progresser mais da ngeen ko bàyyi xel di ko boole ci seen yëf. bu leen ko fàtte ndax xam naa ne du leen mës a laaj dara ndax daf leen bëgg lool. ci la Malick Gakou ne ma ci sa tur ci laa koy yóbboo Mbàkk at moom la njëkk a dem Mbàkk. jërëjëf bi ma koy mujjee mook Balla Gaye mii bi ñuy mujjee daje ci mbapat. mbapatu Max Mbargane ñu jógee làmb dem final ba. ñu tegal leen mook papakan numéro 2 bi ñu daan wax dàllu. te dem Italie. ñoo daje papakan daan ko. Balla Gaye mii roof ko loxo bi yëkkati ko xale bi tëdd ci mbagam di jooy. ma ñëw ne ko ma ñëw encouragé ko. man bii nu ma woon sax Balla Gaye de. ma ñëw ne ko kii kan la mu ne ma doomu Double Less la. waaye déwén lay ñëw làmb c'était le 2 janvier 2004 mu njëkk ñëw làmb. kooku mooy Balla Gaye. kon Malick li nga wax dëgg la champion boxe la ndax moo ñoom Fally Coly ak Double Less mii ñoo daan compétir fii Iba Mar. kon nga xam ne def na lépp ci làmb ba njëkk créer école de lutte ndeysaan kon ñu ngi koy jaal mbokki làmb yi yëpp Balla Gaye xaj na ci émission bu yaatu Alaaji Malick. dëgg la Alaaji Ngagne man ak moom RTS lañ daje. très bien. bi ñu may jox làmb ji may bañ ni leen man bëgguma làmb mënuma reporter làmb man reporteru football la ba ñu forcé ma ko fekk mi ngi def émission ci rajo bi ma woo ko ni ko père dañ maa jox làmb pour ma koy reporter taxaw ma ci dara. bu ma sañoon daal nga ñëw nekk sama consultant. donc combat yu mag yi ma reporter yëpp da ngay dégg voix am. parce que maa ko njëkk a def consultant à la télévision. mu nekk ku dal ku baax. ku yaru ku bëgg Seydina Limaamu ku bëgg waa kër Seydina Limaamu Laay nekk yi tamit ku nga xamante ni musul indi benn coow ci làmb lu làmb am tension mbër mu mu indi surtout Balla Gaye adversaire bi ngay dajeel musoo dégg ni Balla Gaye numéro 1 wax na wala mu def lu ñaaw donc macha allah buggul kenn mer ni koy ñaanal yàlla xare ko àjjana dinañ ci dellusiwaat léegi ginnaaw bu ma présenté ki nga xam ne aussi moom it dina ci indi témoignage muy suñu gànnu tey Alaaji Ngagne day xale bu nga xam ne ci ñi ëpp ay combat ci làmb ji la bokk te moonte ndaw la ndax booy xool ñi ko ëpp ay combat ñaar lañu rek ci biir làmb ji mooy Boy Kayre ak Moustapha Gueye ndax moom bëre na 32 combats ci biir làmb te pourtant xale bu ndaw la wexxaat nag tàkkusaan bu ne mu am ko fi ak ay ndaanaan tàkkusaan ak Balla Gaye 2 am na ko am na tàkkusaan ak itamit mbër yu mag ci biir làmb ji ñu ci mel ni Conke Sil moom la njëkk a bëreel bëre ak Dolf daan Dolf bëre ak Njambe Sarr daan Njambe Sarr bëre ak Gaal Njaay daan ko bëre ak Gora Fall daan ko ñaari yoon daan Tampon Ndaw ndem si yàlla si daan El Hadj Diouf ñaari yoon daani tamit Pape Faye daan Alioune Seye numéro 2 daan Kër Diène ñu dugal ko ci claf Gaston mu daan assurance daan Aliou Mané dóor ko ba ñu nangu ko ci loxoom médecin yaa ko nangu keroog daan Garga Mbossé daan Super Étoile kooku yaakaar naa ni champion la bu nga xam ne boo taxawee Grand Dakar laajte ko ñu won la fu mu dëkk waaye tamit ndaanaan la bu nga xamante ni fit wa foo ko natt weesu na ko ndax càmmoñ bi ku mu ko rimbax boo gisul vidéo ba cëg di nga laajte fan mooy yoonu làmb ja kooku nag tey kuur la yor muy borom kuuru Baay Faal gi kooku nag bu ma ko waxee rek gars yi daal di xam kan la bu ma nee borom kuuru Baay Faal gi kuuru Baay Faal kenn rek ko fi yor di ko rimbax gars yi ak càmmoñ bu wex bi kooku mooy Saloum moom laa dalal tey l'enfant de Grand Dakar ñi ngi lay nuyu di la dalal pour la première fois ci émission bu mag bi di arène sénégalaise gars yi namoon nañu la xam naa nam nga tooyal xaftaan bi say amateur ak say supporter ak say fans yi tamit namm nañu la ñu bari di laaj Saloum ci lu mu nekk luqati naa ko indi naa ko Saloum maa ngi lay nuyu di la ziar.
waaw maa lay fay càndum di wax onze billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahman rahim di sant yàlla di julli Seydina Mohamed di sant sama ñaari waajur fa ñu tëdd yàlla na leen gënal fi ñu jóge làmb nag dañu am naqar ndax suñu papa suñu xarit ci làmb koo xam ne mbër yi mu yor ak yu mu yorul la yemale kum ci dajeel cépp lu mu baax ci làmb dina la ko digal dëgg la lu ci bon dina la ko tere ma koy jaale askanu làmb yëpp di ko jaale doomam Youssou Ndour ak famille bi yëpp di ko jaale Balla Gaye numéro 2 fa laa jógee jaale ji leen di ko jaale nag Sénégal yëpp surtout axlu làmb di nuyu sama papa Ngañ sama xarit ndax moom yàgg na ma topp ci mbapat wallaay la ma njëkk a toppee dama daan bëree Assane Diouf mbapat di ko gis bi may daan ay tafaati nag Papa Sow ñëpp ci kanamam moom ngësam indiwu ko de waaw xam na ma bu baax waaw di nuyu nag Sénégal yëpp di leen baalaax di leen baalaax di leen wax seen doom seen mag seen rak seen xarit maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ayca jërëjëf Saloum dinañu ñëwaat ak moom ci waxtaan déjà dañuy commencer rek ak témoignage bi nga xam ne def na ko moom ci Père Balla Gaye Père yàgg na indi mbër nga dajeeg mbër ma ce combat ak Balla Gaye numéro 2 combat gënu koo tàng combat gënu koo metti mais toujours mooy li ma doon wax Père ak mbër bu mu indi ak lu tension am adversaire bi toujours du ko wax lu ko naqari du ko def lu ko naqari yan témoignage nga mën a indi ci adversaire yi nga xam ne daje nga ak ñoom rawatina Balla Gaye Père Balla Gaye indi leen ci bés yu mel noonu. waa écurie-am bëre naa fa ñaari yoon. maak Aline Seye 2 ak maak Balla Gaye. mosuma dépassé ci kàddu. dëgg la te ñi may bëreel sax dalee ñuy encouragé surtout maak Aline Seye 2. ndax combat boobu dafa amoon tension ndax boobu bëreeguma am benn problème bu fi amoon bañ ma ciy tudd ma dugg si ci stade bi waa Guédiawaye ku ne di ma yuuxu ñii di ma sànni ndox xeer mais gis naa nu mu leen dalalee man moom Baye Fall laa sama xol dafa toj man merloo ma ci làmb yombul ndax man luy coow di am yëpp lijjantiwuma ko. man mbëru géew la ci géew bi rek ngay lijjanti. géew bi rek moo tax ma ni bandi géew nga. waaw géew bee ma ñor. mais Pa Balla. nit ku baax la. nit ku baax ak a dal. ñaanal naa ko démb bi moo ko yëgee. ba sama ñaan li ci mujj laaj ñaan. tey yàlla moo ko wax. kooko ñaanal bu naroon dem safara sax ma jéggal ko dugal ko àjjana. muy yaa ayatuwal nafsul mutmainatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan dukkuli fii jannati wa dukkuli fii bàcci kon yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana ya gën a amiin 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 en tout cas Géejawaay laa jóge jaale ji mais tiis ak naqar am na fa mais li ëpp solo moo di ni njaboot gu gëm yàlla la fa bàyyi. rawatina doomam bi nekk ci làmb ji di Youssou Ndour. ku ñëw moo lay dalal démb bi mbir mi amee ku woote ci téléphone Père Balla Youssou ngay jot. mu nekk xale bu nga xamante ni lu muy doon xale. papaam yar na ko ci muñ ak ci gëm yàlla. te paa bi tamit préparé woon na leen xam na ni daanaka li ko dese bareetul. mu waajal njabootam xamal leen ni lu yàlla def rek ngeen nangu ko. te xam ni ku dul may sa bopp ni ko sama goro ba daan waxee lu la yàlla may nga jël. dund na 72 ans te itamit foyewul boppam defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw ginnaawam rafet na. am na itamit mbooloo mu bari mu ko gunge ba jébbal ko yàlla suñ borom fii nga xam ne moom moo di Cambérène. bi ñu ñëwee yi tamit suñu reporter Mamadou Lamine Fati dem na ca dëj ba waxtaan ak ñamu fa fekk Balla Gaye numéro 1 mi nga doon tudd léegi jël na fa kàddu Pathé Ndour di frère ci Balla Gaye numéro 1 moom it jël na fa kàddu Boy Niang lutteur moom it def na ay seede jëmale ko ci Père Balla Gaye ki nga xam ne également
mooy père Birahim Ndiaye nekkoon adversaire bu Balla Gaye numéro 1 ñu bëre Naata Ngom waaw Naata Ngom bëre nañu nekkoon ay adversaire yu tàng daan bëre combat yu metti mais lépp ci jàmm la mujj seen diggante moo tax xale yi bu ñuy jëflante nañuy jëflante lu rafet ndaxte ndaw gi day dem doole ji day dem da ngay dégg gone gi di dégg ngóor si di dégg góor gi bu ngeen demee bay dégg góor gi nag bu dee la ngeen jëflante woon te ba ngeen di dégg ngóor si rafetul kon nekkin bi du rafet moo tax ñoom seen nekkin rafet na ba père Birahim indi na ci ay seede guy gi moom tamit indi na ay seede Baboy moom tamit tudde boppam Balla Gaye moom tamit indi na ci ay seede te jox na ko chance bëre na ak moom jox na ko chance bëre ak moom Baye Mandione yi tamit ma nga fa woon ñooñu ñëpp taataan nañu seen ay kàddu ñu indi ay seede ci ki fi jógee di père Balla Gaye ñu déglu leen dellu soit ci plateau bi di masawu particulièrement waa Géeja waaye xam nga di masawu école de Balla Gaye ci nga xam ne moo fi jógee muy suñu papa am kóolóore ak ñun am kóolóore ak suñu ay papa waaw bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo wax sama papa Dégol ne ko ubbil école de lutte te loolu rafet na ba Dégol ubbil école de lutte ba am ay champion yaa ngi dégg mu éducateur boo xamante ni ku dajale 100 lutteurs wala 100 et quelques lutteurs di leen ku ne ak jikkoom nga yor leen di leen tàggat ba am champion yu mel ne ay Balla ak keneen ak Les 2 ak Elton ak keneen kon kooku éducateur la daal père bu baax la gis naa ne lu mu am ay mbër teewul fu ñu ko mës a laajee dafa wax ci ñun ñëpp ne ay doom lañu làmb la ku ne mu wax say qualité ku ne mu wax loo mën ak loo mënul suñu papa bu baax la donc damay jaaree famem jaaree champion Youssou Ndour mi am ni doom la ak famem bi yëpp di ko ñaar suñu borom xare ko àjjana yu kawe di ko masawu Sénégal di ko masawu monde de la lutte comme ci borom bi la jógoon ci la delluwaat ñu ko ñaanal jéggalu borom bi yàlla na yàlla jéggal ko yàlla na yàlla xare ko àjjana yàlla na yàlla att ko ci yërmandeem njaboot gi bi fi bàyyi yàlla na yàlla def ci ñoom barke def ci ñoom diine def ci ñoom njub yàlla saxal leen ci diine te aju ànd ak njub ak jaamu yàlla gu ñu nangu Balla nag ñoo bokkoon sport bi doon ko foye ci mbappat yi daan mbappatandoo man ak moom ak ñoom mbiita ak ñoom dem si yàlla si tubaabu jor ñoo defandoo carrière ndeysaan carrière bi yëpp ñoo ko ànd lu bari ba dina dox ba ñoom sax ñoo ma jëkkoon a fël waaye nag dab si naa leen ba mujj gi bëri naa ak moom ay tàkkusaan yu metti ma ak moom waaw tey waaye mujj gi loolu lépp nag dara yàqul woon dara suñu diggante nag lu mooy fu ñu dajee kafre waxtaan doon ay gaayen kafre draayante dégg nga bu xewlee yëgal ma su ma xewlee yëgal ko muy ñëw ci man may ñëw ci moom xëy na temps yi bi ñu jëmee mag nag ñun ñëpp ñu wéradi xam nga léegi mënatuñoo dem nañ daan daje rek mais jàmm rek la ñu yénente woon seq jàmm kafre waxtaan bi ma déggee 18 ma xam ne yàlla moom lu mu dogal ci jàmm bi loolu rek koy am yàlla dogal na jiitu na yàlla daje yërmande borom ñu nit ñaan tamit ak may sàkko ñi ñuy seetaan yëpp kenn ku nekk ku dégg sama kàddu nga jàngal ay lixlaas ñaanal ko borom bi yàlla yërëm ko xare ko àjjana di ko jaale Balla Gaye 2 di ko jaale école lutte Balla Gaye gi yëpp parce que ñun àdduna moo ñàkk ak ñuy suivre lamb suñu papa la suñu royukaay la woon suñu image la woon pour symbole bu Sénégal quoi symbole bu Guédiawaye quoi monument la woon daal ci Guédiawaye soo ko mosaan gis rek di nga xam ni kii vraiment am na ambition bu mu bëgg mooy xale yëpp tekki ci lamb tekkil seen jàppale seen waajur waxam yëpp benn la woon kon defe naa ku mel noonu tey nekk suñu pap bu demee duñ mën lu gunge ko ñaanal ko këram gu mujj quoi yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mën na ko yàlla def parce que adduna bi tamit loolu la fi nekk demal maa ngi ñëw père Balla Gaye moom su ma masaan ñëw rek da daan ma boo defee nangam def nangam rek champion ngay doon ndax li ci mbër lépp mi ngi ci yow waaw su ma waree dem nag mu téye sama boobu ne ma wax jooju nag yow ñu waxtaan loolu marqué na ma ci moom ba dama ko neen sax ba loolu damaa miin ci moom su ma rombee rek pàkkam dama xëcc frein bi rek nit ñi di ma kala sona pin mi ngi ci dëgg man maa ngi fen du ma wax loolu lu nekkul pin ma taxaw ñu nuyu ko lu ma mën a seq moom tàggal ko loxo yi mu wax ma ñaari baat ma dem parce que loolu xam naa tey moo ma jariñ Père Balla Gaye lu ma mën a fàttali ko si moom ci lu baax bëri na ndaxte man daanaa bëre mbapat mu ñëw jël ma ne yow champion nga war nga mën a dem bëri ji drapeau chef de l'État mu jël ma boole ma man ak Tyson ñu bokk drapeau chef de l'État beneen bi tamit ñëw na bëre ak man may ma sens bëre ak man ci lamb kon kooku nit ku baax la nga xool école de lutte bu mu ubbi xale yi mu dajale foofu yëpp mu lay wan ni moom nit ku baax la te ñun duñu dara as ndonga noonu rek amuñu lu dul ñaanal ko yàlla dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana suufu Cambérène bii mu ñëw yàlla na ko ci maam Limaamu teeru bi jaar Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. man wala bokk man suma takkay ngeen ma grâce moom franchement parler moo ma dugg ci école am sama mag moo fa yóbbu mi Omar mu jël ma xam bëri na wala sañ naa taxaw ni lu bëri li nekk ci man ci école mu débuté
wax dëgg yàlla te it su ma amee combat daf may taxaw dina ma taxaw ci conseil dina ma wax li may génne ci ay sarax dina ma wax yan condition nga mën a def ba daan kon nag loolu tamit dëgg yàlla du bis yoo xamante dama koy fàtte waaw nit ku baax la nit ku ñeme dëgg la te nit ku ñeme sonn ci ay xale la wax dëgg yàlla maa ngi koy jaale nag Sénégal ñëpp rawatina turandooram Balla Gaye 2 ay ñoom lees Elton xam nga école de Balla Gaye ñëpp ku lim da ngay juum rawatina Youssou mi nga xamante ni moom la jur maa ngi leen koy jaale baax a baax di ko ñaan yàlla xëy yërëm ko taxaare ko àjjana. waaw day sant yàlla suñu borom rek ndax mooy li ma wax léegi si yàlla lañ jógee ci moom lañuy dellu yàlla moom moo ñu sàkk moo ñu moom nu kan neex la ñu jëlee kenn du ci man dara Père Balla Gaye nag muy kilifa goo xamante ni kilifa gu baax la wax dëgg yàlla defoon ko mu yor njaboot njaboot gi ñuy wax njabootu laam man ma bokk ci ba pare ñu bokk kin gëm muy Seydina Limaamu alayhi salaam tey mu génn àdduna ñu war kaa denc fii ci yonent yàlla Isaa Seydina Isaa wallaahi kon nag loolu la fierté la dama wax ni gëm bàyyi laay ba génn àdduna loolu du naxar bànneex la ndax ñun xam nañ ki nu gëm mooy kan te bu soobee yàlla bu ko dugalee ci bàmmeel la xam ki mu gëmoon ci àdduna moom mooy kan kon nag yàlla na ko yàlla sama borom defal ay leer dëkk ko si àjjana yu kawe ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf gis ngeen seede yooyu Alaaji Ngagne wax dëgg yàlla kàddu yëpp benn la ku baax ku jullite ku yaatu dënn ku jaboote ñu bëri ku nga xam ni aussi tey bari na ku fi tudd école de lutte rek xamoon naa ni waroon ngaa jox sax àllarba Balla Gaye ndax moo fi njëkk a indi turu école de lutte ñu tudde ko école de lutte Balla Gaye donc tey ji école de lutte yi ñu ngi germer un peu partout école de lutte bu nekk yaa ngi ko fiy dégg loolu way la wu nga xam ni dootul fay mais aussi mu formé fi ay champions yu mag parce que boo demee écurie gis fa ku mel ni Balla Gaye gis fa ku mel ni ñoom Double Less numéro 2 ku fa mel ni ñoom Elton ak xale yi nekk ñoom Alioune Seye numéro 2 bu ma limee du ma fi jógee mais école de lutte ba plus de 60 lutteurs ña nga fa te ñoom ñëpp ci keppaaram la ñu yaroo mu leen di tàggat di leen jàngal bëri donc kon bàyyi na fi héritage bu nga xam ne ilaa yow mi diini du fay mais daal li wérte wóor mooy seede yi rafet na Alaaji Ngagne yaa ngi njëkkee ci doomam bi ñuy wax Youssou Ndour mu ngi ko tuddee Youssou Ndour bu Super Étoile bi mu koy tuddee nee na moom yëgu ko cofee la tax mu tuddee ko wallaay kon nit ku la nit ku am gëm-gëm la yaa ngi koy wax Seydina Limaamu saa yu waxee kaddu ne barke Seydina Limaamu tey ñu ngi ko yóbbu Seydina Isaa Seydina Isaa kon defe naa ne fa mu tëdd dana tàlli dëgg la li Saalum wax ci ñaan it ñaan googu ñaanu xol la moom mii xam na ko dëgg la bi ci des mooy xale bi nga xam ne mooy doom ji Youssou Ndour Youssou mënul ñàkk mel noonu ci làmb xam nga kuy maamam ménagère u Balla Gaye Baye Sayer Thiam mooy maamam moo jur yaayam d'accord Baye Sayer moo daan yor mooy ménagère bi daan yor yat wi amoon fit moo ëppoon fit ay mbërëm moo yoroon Alioune Seye moo yoroon nangam ba ñoom moo daal ñoom ñëpp moo leen yoroon kooku mooy maamam kon moom mbër la làmb la te it am nañ ci moom yaakaar te je pense que nag fii lay xam nag li baayam doon def ci moom dëgg la def naa ba ko wanee ginnaaw te it bu fàtte mag ja monsieur sapeur pompier ba moo daan entraîneur bi dafa dem Italie c'est ça waaw kon moom moo fi war a teewu moo fi teewal ay magam nga ne seede yi wax naa la ko sànq Balla Gaye 1 moom la tuddee boppam baabooy mi seede bëre na ak moom ñoom ñëpp lu baax parce que Balla kaay ma wax la saa yu dajeek mbër ci làmb dina la déy dara dëgg la loolu mbaaxam la du tee ay mbërëm ngay bëreek ñoom te bu boobaa di nga gis fi muy taxawee wallaay xoolal ni mu amoon coono ci xale yi mbapat ba 4 heures du matin fekk naa ko ci mook xale yi wallahi daawuñu am sax transport bu mat muy gérer xale yi ci guddi gi xoolal di leen defar wax nga ñoom ba Elton nangam mais fu mu jaar ak Lac de Guiers 1 fu mu jaar ak Abdou Diouf fu mu jaar ak Mambou fu mu jaar ak kii du mu tutuwaay des na mbëru waalo yi xale yooyu yëpp moo leen formé ñoom liiru jaan ñoom ñëpp moo leen formé indi leen ci làmb ji encadré leen parce que boobu mag ñaa ngi jeexal mu jël ëmb xale yi inspiration école de lutte gis nga foofu la déparé mook Mama géré Racine bi mooy écurie Waalo moom mu créé école de lutte bi defar xale yi yëkk leen gis nga résultat bi tey jërëjëf en tout cas yàlla nañu dëddoo jàmm ñuy xamal askan bi yëpp
nit ñi fa bëgg a dem jaale ji aussi mercredi lañ koy saraxal. ndax xam nga day boromi mbokk. te waalo gépp bëgg nañu teew ci bésu père Balla moo tax mbokk yi daal pour ñëpp mën a daje ñëpp mën a ñëw jaale si ñu ne sarax bi mercredi lay doon incha allah àllarba kon nag loolu lañ ci mënoon indi rek ci seede ni daal ku baax dem na yal na ko yàlla teeru ca àjjanay firdawsi ya yal na dee di naflaayam njaboot gi mu fi bàyyi yal na yàlla suñ borom teg ci ñoom loxo maa ngi koy wax sànq Youssou ni ko sa papa fa mu bëggoon nga egg yal na fa yàlla suñu borom eggale yéene bu mu amoon yal na ko yàlla suñu borom mottali kon nag vraiment Père Balla moom nit ku baax la daal te baax mënul weesu baax yàlla bu ko cat jiitu si biir bàmmeel ñu ubbi beneen xët mu jëm ci wàllu CNG alors xam nañ ni tey lañ doon def passation de service ki nga xam ni moo fa teewoon mooy le président sortant le docteur Alioune Sarr ak i tamit Babacar Diouf ma nga fa woon Ndiamé bu CNG mi ngi fa woon ci beneen côté bi aussi président bu bees bi di Bira Sène ñëwoon na Maysa Ndiaye vice président chargé de la lutte avec frappe mi ngi fa woon ak Gaston Mbengue li nga xam ne moom lañ fa waxtaane mooy passation de service mooy joxe lenge yi bi Alioune Sarr di joxe lenge yi jox na président bu bees bi ak bureau bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon lii di document yi ñoom xool nañu document yi lire nañu ko approuvé nañu ko approprié wu nañu ko kon nag fi mu toll nii officiellement acte bi posé nañ ko li ci des nag mooy ñoom ñu jublu ci liggéey bi ñi ngi xam le ni mercredi à 17h la ñuy def seen première réunion fële ca arène nationale parce que arène nationale fa la ñu basé wu léegi nekkatuñu Léopold Sédar Senghor keroog ci jouru bi ñu leen di installé le ministre des sports joxe instruction ni nañ leen wutal foofu ay bureau pour que ku soxlaati dara dem arène nationale au lieu ngay dem fi nga xam ni moo di Léopold Senghor muy contentement bu am solo boo daan mës a dem seen bureau ca Iba Mar da nga daan jéggi ay ndox ay mool fa leen François ba mu njëkkoon jox ñu ñëw Léopold Senghor tey bu ñu yeewee François bopp ne ko léegi arène nationale am nañu ay bureau te gis nga bureau yi ni ñu mel laaj mbaari ni mu rafetee arène bi dafa defe sax Sénégal yi visité guñu arène visité wuñu ko xamuñu li ci biir billaay bu ñu gisoon li ci biir parce que toutes les disciplines yi nga xam ne ay sport de combat lañu foofu lañ leen di yóbbu dinañ fa am siège am fa bureau te loolu kaay ma wax la gis nga xam naa yaa ngi ñëw ci kanam tuuti ci feuille de route bi mais man li ma ci bëgg a ñambaas mooy nu ubbeeku ci waa fédération karaté judo ak boxe ñu duggante sport de combat yi pour mën a fournir même athlétisme bi war nañ mën a fournir ay mbër ay javelot ay nangam am na góor soo xam war nañ leen mën a dugal ci judo bi pour que judo bi ñu làmb mën na gis nga yooyu yëpp làmb mën na ko suqali làmb am na athlète yu ko man c'est un sport de combat complet boo xam ne parce que lépp luy xeetu maanaam sport de combat làmb da ko dëxëñ xam nga loolu koy wax waaw Anousak Sow voilà Doudou Bakk bi mu fi jaaxlee mbëru Dakar yi bëgg koo rey fa la dem jàngi ay sukki anu pa Habib Gueye bi judo kii xam na ko dem na fa Mor Fadam Dozo ñoom Amara Dabo ñoom ñëpp mbër xam nga ku mën a àndal judoka boxeur karatéka léegi laa gis ne booy yi dootuñu fréquenté dojo yi mais mbër pire ñoom Mor Fadam ñoom duwale si moo tax ñu doy waar ay kii Mbaye Gueye ay artérophile lañ daan àndal am vocation bu ne nga xam ne lépp lañ daan mën kon vraiment noonu nga waxee arène bi loolu man dama ko bëgg mu dugal ci feuille de route président Bira jërëjëf en tout cas Saloum coow li bëri woon na 26 ans président Alioune Sarr def na ko fi tey ñu jekki mu tekki ndombay tànkam wala bokk ñu dem ba xam ne changement jot na ñu changé ko teg fi ñeneen yéen naka ngeen gisee coppite yi am ci CNG bi ak lan ngeen di xaar ci ñu bees ñi nga xam ne ñoo fi ñëw. waa lu may njëkk a wax ñu santaat président Alioune Sarr ndax vraiment man bi may dugg ci làmb moom laa fekk te mosuma dégg mu wax dépassé mbër ma koy ñaanal yàlla na doon jiglaayam amiin te li ci kanamam dàq sax li weesu ndax jiit dafa metti may santaat ministre ndax yaatal dafa baax ndax làmb mooy suñu sport national moom rek lañ am leneen lu ñu am dañ ko wàlli kon su ko yaatalee takk ci ay ndombay tànk yi bëri
jël lutte simple bi jox ko Manga jël lutte frappe bi jox ko Maysa Ndiaye. Maysa Ndiaye. jël lutte olympique bi jox ko Isabelle. ba pare jëlaat beneen jiit mu jiite leen ñoom ñëpp. làmba gi yaatu. kon ñu ngi ko ciy gërëm ministre bi. jël tamit trésorier bi nga xam bi mu jël kooku maanaam xaalisu Sénégal salaire u nit ñi. payeur national. moom la dénk gafaka gi. mooy trésorier bi suñu xel dal na. te gën na dal ñuy ñaanalit ñu fal lu ñuy xaar ci ñoom yàlla na koy yàlla def mu yomb sax ci ñoom. muy ñu gën a liggéey làmb gën a yaatu. xam nga mbëri ji ci seen bopp amateur ji ci seen bopp. Sénégal yëpp ji ci seen bopp. ma la ñuy ñaanal it yàlla nag yen bi oyof seen kaw. parce que nag wuutu Alioune Sarr yombul. waaw moo tax liggéey ak la ñuy xaar. te moom la ñuy Sénégal yëpp di xaaree. alors loolu mi ngi leen di xaar may fàttali aussi ni Gaston Mbengue mi ngi woon ci passation de service bi le Don King de la lutte sénégalaise en tant que doyen en tant que conseiller. moom itamit wax dëgg yàlla teewaayam dafay am solo. parce que tey kenn mënul tudd histoire u làmb te tuddoo ci Gaston Mbengue le Don King. ni ñu ko waxee rek Alaaji Ngañ junj na ko léegi muy feuille de route. bu fekkee ni da nga ñëw falu te ci ki la fal dafa jël lenn ci sañ-sañam jox la ko. muy délégataire de pouvoir. parce que sañ-sañ bi ministre des sports moo ko am. mais ministre des sports buy taxawal CNG moom mooy tànn ku mu sentir mu jox la ko moo tax bi coow li bare nee naa leen ñiy wax candidat la ñu ak yooyu yëpp mbir mi amul candidature. parce que pouvoir la bu nga xam ne ci coobare ministre bi mooy seet ki ko neex mu jox ko ko. donc mu nekk délégataire de pouvoir. ki la délégué pouvoir nag di la ne nag lii laa bëgg nga doxale moo tax keroog am na kàddu yu nga xam ne yëkkati na ko pour wax lan lay xaar ci ñoom Bira Sène ak équipe am. ndax Bira dafa am kàddu yu mu jublal xam le digganteem ak président Alioune Sarr mag ak rakk la. waaye tamit li nga xam ne président Alioune Sarr liggéey na ko fi moom dina ci sukkandiku pour mën a def liggéeyam. mais ministre am na lu mu ca toftal. loolu lañ leen di bàyyi ngeen déglu ko bu ko defee ñu dellu siwaat man ak Alaaji Ngañ ci feuille de route bi. parce que li am solo mooy mbir boo ko yoree am foo ko fekk dafa am foo ko war a yóbbuwaat. parce que bu fekkee ni da nga ñëw def sur place rek c'est pas la peine ñuy changer pour changer les hommes c'est pas la peine mais li nga xam ne moom la Saloum wax mooy ñu yokk yëf yi ba kenn ku nekk ci axlu làmb gis ci boppam. loolu nag dafa am solo ci mission boobu président Bira Sène wax na ci ministre des sports wax na ci ñu déglu leen dellusiwaat ci plateau bi. tey beneen époque la il y a un CNG qui est parti le docteur Alioune Sarr que je félicite au passage je l'avais déjà dit il a fait sa mission et il l'a bien terminé et votre mission commence le contexte il est là mais il faut avoir l'intelligence d'avancer parce que nag man yaakaar la am ci yéen ku ci ne xaw ma fu muy añee ak lu muy añee waaye dañ leen a càmbar déglu te lañ daan waxtaane lépp ci biir bureau bi kenn mos a toog ñu ne la lii lañ la bëgg a def soo amee ci ñi fi toog na ko wax ku ne dama waxtaan ak yow nga am ngoru ne jox naa la sama bopp foo ma teg te mu mën a jàpp ci làmb ji dana ko nangu. bi ñuy jox le président Alioune Sarr en 94 boobu làmb ji Khadim Samb wax na ko ñoom Gaston ñi ko fekkee xam nañu ko arbitre bi sax da doon yor jaas yi wala mu yor paaka parce que làmb ji mën naa yàqu saa su ne loolu lépp jeex na kon l'époque là déjà il fallait cette rigueur il fallait ce visage il fallait cette démarche pour defaraat làmb ji tey nag dox na ba yegg si fii beneen jéego moo jëm jéego boobu nag management la waxtaan la ubbeeku la déglu ñëpp ku la woo nga jël ko ku fëgg sa buntu nga jël ko. docteur Alioune Sarr nit ku yaatu la ku màgg la sénégalais bu baax bu ne bëgg ngay jur doom ju mel ni Alioune Sarr sénégalais bu baax bu ne bëgg ngaa jur doom ju mel ni Alioune Sarr 26 ans
17 ministres 17 nga liggéey ak ñoom kenn bëgg la fay teggi kenn bëgg la fay teggi ba ren jii kooku gàcce gàllam moom yàggaay nag bu fekkee ne léegi gàcce la ci Sénégal dana doy wax ndaxte màgget yàgg na fi waaye yàlla moom lañu ku nekk dañuy naan soo amee doom nga ne yàlla na fi yàgg yàlla na màgg ba jaaw kon nañ bàyyi vraiment boobu Bira Sène ak Alioune Sarr ma leeral Bira Sène ak Alioune Sarr mag ak rakk la mag ak rakk ñu naan Bira Sène ak mag ak rakk la mais li ki wóoru te wóoru mooy mission bi nga xam ne moom lañu dénkoon Alioune Sarr bu ñu ko dénkee Bira Sène dañ koy wéyale rek continuité je vais préciser encore il a précisé et c'est important ça je crois bien que loolu yëpp amul solo am solo joxante loxo ñu ànd ci liggéey bi ñu sumb. voilà gis ngeen ko noonu président Bira Sène wax na waaye ministre aussi repréciser na li nga xam ne moom lay xaar ci ñoom. ndax nee na leen président Alioune Sarr dafa fondement bu dëgër. bu fekkee ni da ngeen a nar a ñëw yem fa Alioune Sarr yemoon c'est pas la peine seen mission doo leen ko réussir li ma bëgg ci yéen mooy ngeen yëkkati R+X. Et puis je vous observe. waaw et je vous observe je vous ai à l'œil maa ngi leen di xool maa ngi leen di surveiller maa ngi leen di déglu. parce que nag CNG bi Alaaji Ngañ wax na ma ko dans les coulisses CNG wu ministre des sports. waaw. parce que mission la bu nga xam ni daf ci bëgg ndam. bëgg yi tamit. accam ngeen bañ ko dégg bëgg ni tamit xamoon nañu ko ngeen bañ ko dégg loolu nag dafa laaj innovation dafa laaj gis-gis yu bees dafa laaj ngeen yokk ci li fi Alioune Sarr defoon ngeen yokk ci leneen te je pense que loolu la ministre bi précisé waat. jëlee nañu ci stade yóbbu ñu ci arène. mandat CNG 94 jeex na indil nañu bu bees. bi fi nekkoon samp ko fi da ko donn bii la sampal boppam. moo tax nga ne kii wam la te dëgg la mooy mooy CNG am. ndax ministre bu nekk CNG nag. dëgg la bële histoire bi boo koy remonté Ousmane Paye ngay indi. au président Abdou Diouf. bii Matar Ba ngay indi ak arène nationale ak président Macky Sall. kon histoire la. te it bale nouvelle page. te wax nga ko nee na ko mu ngi leen di observé. te it. feuille de route bi li mu ci bëgg aussi bokk na ci ñu gën a yaatal région yi ci bëre bi. surtout bëre dóor bi. te it nee na buñ ko fay yóbbu buñ ko jàppee Dakar nañu adopté ak ñoom nañ ko mën a organiser. ba ànd ak région ba. nga xam ne peut-être charge yu Dakar yi da nga koy dindi. yu ci bari bi ci des mooy ressource additionnelle. ressource additionnelle ci làmb fan lañ ko mën a jëlee Alaaji Malick fu dul ci aspect culturel u làmb. yaatalaat làmb ji. poésie bi fecc mi. colu bi. pour mën a dem ci yenn festival yi la wax. te loolu aussi pour jaay destination Sénégal. tout à fait kon nga xool ne lii ñuy def tey. amul benn sport boo xam ne ñetti ministère ñoo ko seq. te ñi ngi ñaan El Hadj Malick. ministère de la culture. link bi mënul na ñëw jouer rôle am ci biir làmb ji. ministère de la jeunesse na ñëw jouer rôle am ci biir làmb ji. ministère du tourisme. voilà. donc yokk ñeent sax lay doon. bon ñooñu sax dañ leen di lenge. ñaar ñi bu ñu ñëwee rek dañuy lengee tourisme. loolu mi ngi fi te maa ngi koy fàttali le ministre du sport. signé nañ ko. wax na leen aussi ñu pacifier le milieu de la lutte maanaam jël ñëpp. boot leen rogante boot leen xëy na sax mbootu mi du jot. waaye tamit ku ñuy bootit na nga neex a boot. na nga neex a boot làmb du jóg ci coow waaye nag nit booy laajal loo mën a laaj wax nga ko sànq. CNG du candidature confiance la. te dénkaane koo wóolu. ñoom ñëpp baax nañu mais maa ngi leen di lancer appel ci entre parenthèses képp ku ma sa taxaw di laaj CNG bi bala nga taxaw am loo ci liggéey. jegewaatal même boo amul poste ñëwal soxla nañu la. ay personnes ressources lañu. mën naa leen tudd ëllëg mën nañu dem vers la fédération te bu ñu demee vers fédération élection day am. donc ñoom ñi nga xam ne ay ñoom Kéba Kanté ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp waxoon nañ ni dañu bëgg. waaw bëgg na làmb mi ngi dundal làmb mi ngi jàppale ndawu làmb.
tey xam na làmb am na ay idées yu pertinentes pour développer bëgg làmbam ci moom. tout à fait des fois damay woo guddi. waaw téléphone. na ma Saalum kañ dem géej. day summeeku ngemb dañuy kontaan. xam naa. làmb da koy dund. da koy dund xam da nga ko moom bëgg. waaw xam nga da ci am yéene nag. moom am na ci yéene xale yu mel noonu. dañ leen soxla ci te làmb day ji. dimbali askanu làmb. si di dimbali mbër. ndax ci dem. gis nga Zil Balde Junior. yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana. mais da ci ñàkk taxawu na ko. alalam. taxawu na ñàkk ci ko. dooleem ñàkk ci léppam. kon na ñëw. yamalewul kenn. Malick wallaay Jokkel muy man di nga sama gis morom Jokkel da ko jëloon. Malick ko jàppale. na ñëw dugg ci association président yi. na jege yëf yi mën na fa na jege yëf yi xam nga lu tax. yow yaa ngi lim sànq ñan ñoo ne ci biir. nga ne PR bi mooy lan. PR national. xam nga kan mooy président règlement discipline. waaw avocat bu mag. déedéet non ñëwaguma ci côté juridique bi. juridique kii la Souleymane Doudou Daouda Diop. Souleymane directeur haute compétition. retraité daaw retraité daaw ñu dugal ko CNG bi. Kéba mbër la waroon nekk. oui. Père Birahim Ndiaye moo ko tere bëre. ok daan ñëw di bëre si ñun. waaw. boobu sax neewaguma Père écrit Père Birahim. Père Birahim ci boobam moo ko nettali. moo ko xool ak kii yom na ko yow demal ci bureau yi nga liggéey. demal liggéey waaw xam nga Kéba dafa xees dafa xees waaw xam nga Malick. Père Birahim moo ko tere mais ba lamb rek la bëgg. xam nga Malick mooy li may wax président règlement discipline mooy président haute compétition. nga jël un expert comptable comme Aziz Gueye. dugal ci biir. dem jëli directeur régional adjoint bu Samsung. nga xam ne tey administrateur de société la Issa Ndiaye. def ci biir. waaye tamit kon ngeen xam ne des hommes de valeur des intellectuels de très haut niveau de valeur. ba pare nag jël avocat léegi. nga xam ne lépp loo xam ne lii contentieux la ñu jox ko maître Ndiaye. dugal ci biir waaye kon ngeen xam ne. waaw vraiment war nañ ci rafet njort quoi ñëpp jàpp ci rek ku am idée bu rafet boo leen mën a dooleel nga dooleel leen ci bis bu élection jotee ñu egg ca dinañu tànn ñeneen mais instant bi moom li ñu war mooy jàppale président Bira Sène ak équipe am ñoom tamit ñu yaatal tamit déglu ñëpp comme ni ko ministre defee parce que ministre ñëpp la déglu xeebul kenn ñoom tamit nañu yaatal waxtaan ak ñëpp pour ñu jooyante làmb ji ñi nga xam ne ay conflit am na ñu baal leen delloo si leen parce que ci njaboot gi la ñu bokk te kenn mënu leen a beddi encore une fois les arbitres il faut que ñu woo leen autour de la table waxtaan ak ñoom régler les divergences ñu avancer les lutteurs en activité am nañu plateforme revendicative ñu xool la nga xam ni war nañ ko ci mun a régler ñu régler ko ci leneen li ci des ñu waxtaane ko parce que amul benn plateforme bu nga xam ne ci syndicat sax dañ koy satisfaire à 100% mais la ca jaadu yenu maanaa ñu waxtaane ko defar ko làmb jëm kanam. lutteurs en activité je les renvoie à leurs écuries et école nañu aligné wu seen i président seen revendication nañ ko boot ci seen i écurie seen i président parce que nit doo jiital mais aussi am nañu entité Alaaji Ngañ bu nga xamante ni c'est légalement constitué seen interlocuteur c'est le CNG il faut ñu wax waaw léegi nag kaay ma wax la waaw xam nga loolu règlement bi foofu lu tax dafa sew xam nga lu tax mu sew Alaaji Malick ñoom dañu affilié wu te boo affilié woo ci nit moo la war a jiite mbër mënul wuti licence bu doon ñëw daan wuti licence comme ni ñu ko daan wutee kon association bi directement ak CNG la mais léegi mëntuñ am licence léegi pour nga ut licence foog nga dem affilié wu ci ñoom ñoo lay jox règle de recommandation pour nga pour mën la wutal licence structure bi foog ñu leen voilà foog ñu moom laa wax déglu bi dina am mais nañu bootu fa ñu war a bootu ndax mu gën a dëgër d'accord voilà donc kon nag Saloum ci yow la ñuy ñëw parce que xam nañu ni tey ji yaay suñu invité mais actualité bi moom moo obligé ñu njëkk a jukki ki nga xam ni moo fi jógee muy suñu papa Balla Gaye loolu mënul woon ñàkk actualité bi mooy passation de service bi nga xam ne am na tey ci diggante président Alioune Sarr ak président Bira Sène loolu yi tamit mënuñu ci woon bañ a wax naa léegi mbër yi nga xam ne yëpp bëri nga ak ñoom ba daan leen wax naa yi tamit ci mbër yi ëpp combat parce que 32 combats quand même ci xale bu mel ni Saloum loolu bëri na léegi nag dañuy ñëw ci Saloum léegi rek wax na ko ni Père Ngagne yàgg na ko xool muy bëre mbapat kon moom tëbul rek dugg ci làmb regg bëre déedéet dafa tarbiyu làmb mbapat bëre ak ay moroomam ba fendi ci bëre soog a dem ci arène mais Saloum lan moo ko war a dugal ci bëre ndax da nga am maam juy bëre wala baay juy bëre wala nijaay juy bëre
wala nu mu demee ba tey jii nga nekk mbërum làmb. waaw am naa nijaay yuy bëre. ci sama wàllu yaay. waaw mais man ndongo daara laa. dama jàngi woon Saalum. mais li nga fi tari léegi moom sama classe gi mënuñu ko. su ma toogaat nii ci daara ji di jàng bu guddee. damay dégg tëgg làmb. parce que surtout heure bii sax la làmb yi commencé bu gerte yeeg dugub yeeg bagage yi. affaire yi ñor ba gars yi dóor ci ba gàtt. waaw falaa jàngee waaw falaa jàngee roofoo. waaw roofoo. waaw da ngay jàpp ba mu dëgër. arbitre sifflé nga door a bëre. caalum. moo tax ma mën a bëre ngemb. falaa nekk bu ma paree jàng ma ñib si. mais tombeek booy bambara di mbapat ñaartali. boobu am na benn xeetu bëre bu ma indaale muy firi. waaw boo jàppee rek windeel. firi. waaw bëre naa ko conka si noonu laa ko daane. firi waaw. fa lañ commencé mbëru Saalum bi mbëru Saalum bi ba Saalum bi siiw. looloo indi tur bi. loolu moo indi tur Saalum. bëre sidit la rek. bu nee sa yaram rek nga doon mbër. dëgg la damaa mës a bëgg làmb. da nga ko mës a bëgg. di ko dégg. mu lay Tapha neex Gueye nag dama parce que bi may xale dama gënoon a nuroog moom. waaw. ñu ne ma daan ma dëgg pourtant da nga nuroog Tapha Gueye. parce que boo xoolee même morphologiquement. dañu yor da ngeen a physionomie xaw a nuroo. waaw mooy ci ku ma gën a dooleel ba ma gën a bëgg làmb moom it si la bokk. te poids de forme bi Tapha di am dafa mel ni yow it moom ngay bëri. waaw mosuñu ko weesu. man 95 kilos. waaw wala des fois ma laal 100. ba 105 kilos. waaw. ça dépend rek. alors mu nekk vraiment xale bu nga xam ni wax na ko dafa mbapat sa mbapat sa yan morom nga ci dajeel dëgg-dëgg. yu nga xamante ni tey ràññee nañ leen ci biir làmb. bëri na champion yu bëri nees daan naa ko. ci mbapat. waaw. parcelle laa ko daane jour boobu ba maa bëree ba final war a finaaloo Papa Sow Ousa ne ko fi nga dëkk. Saalum da lay daan. ñu bàyyi maag saako ceeb yi ma yóbbu ñibbi. ah bon. waaw. dem naa mbapatu Tëngéej. ci kanamu ndey kii maire bi Mbañ Seck Diop buntu këram. ma daan mbëru lébu yëpp ama neex dama ko yenu ba ci kaw lébu yi samay loxo lañ ko nangu. ma dem Assane Diouf. waaw Assane Diouf moom. foofu toj nga ko. waaw Pape Sène. waaw Mapatu Jib Diouf Mame Gor Diouf. Tapha Tine. waaw Papa Sow. am na benn mbër sax buñ jëli woon ayatul kursi yu xaw ma. waaw jël bu rëy laa ko def. waaw Mapatu Jib Diouf. ma jógee fii. ñëw Mbapatu Zallo moo doon arbitre. ñëpp daan naa leen. dëgg la ma dem Mbapatu Fass. Tapha Gueye di arbitré jour boobu damaa daan ba mu ne xanaa Fass góor fanaanatu fi. góor mokku leen. ma jógee fa. ñëw Sumbujum. Mbapatu Maurice. maa ko dama daan mbëri ba moom laa mujjee bëreel. sempi ko ba ci kaw dóor suuf laa mujj tas. Grand Dakar moom bañ nañ ko ba dañ ma daan woyal Saalum daa bëgg a doon buur ci làmb ji. boobu moo doon ñaanal ndax mu doon buur ci làmb garas moo ma ko daan woyal. ndeysaan. ami koole di ko aw. waaw mais woy boobu ndax mën nga ma koo may nan lañ ko doon woy xam naa sa baat neexul. Saalum ne daa bëgg a doon buur ci làmb jee. nañu leen ko ñaanal ndax mu doon buuru làmb jee. waay loolu neex na de. wala baat bi neex na tamit Baye Fall day mën a sikar day mën a sikar. day sikar non macha allah loolu nag il faut gars yi delloo si quoi. xam naa ni boo takkaatee jaaj yi ba tooylaat xaftaan bi il faut ñu woyal la loolu. man maa namm làmb. waaw sama sidit mooy laaj làmb. dama ko namm. arène xam naa ni amateur yi namm. arène yan combat ñoo la gën a marqué. combat bi may gën a manqué. maag Kër Diène. ndax bi may père Birahim di jox avance bi dafa tiit. waaw ndax poids am ak taayam. ne ma gars yi tirage nañ de waaye daa mel ni dañoo juum ci tirage bi. waaw Kër Diène lañ la jox de. ma ree mu ne maa dangay ree ma la ko damay ree ndax bis bu ma ragalee mbër ci làmb. jour boobu laay tekki sama ngeem. man ragaluma benn mbër. ku ne laa mën a bëri. ah Kër Diène nag du woon xam nga mbër muy jëm saak 1m95. ma la ko kaañu liggéey. dinaa ko daanu jël ci ne laa koy daan. ndax ci dooleem laa koy daan. waaw te ci dooleem laa ko daan. dama kot takk ma njoolu ma def nii. ba mu yaakaar ni tëdd naa ba ñu jege suuf ma rocceeku. mu daanu jël bu rëy. jur boobu dafa tiit ba daanu siège bi jóg yuuxu. waaw sama papa ju ko bëgg la nag. père bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi. waaw en tout cas moom sa diggante aussi ak Balla Gaye combat bu ma marqué la man. waaw Balla ndaanaan la. champion la. ndax yan naa ko loo xam ne bu ragaloon day bàyyi.
jox ma combat Balla Gaye numéro 2 ak Saloum Saloum ñu dellu si waat ci plateau bi parce que nee na am na lu mu ko yan ñu xool lan la ko yan ñu dellu si waat ci plateau bi parce que combat boobu li ñu ci war a wax bëri na. ayca Balla Gaye numéro 2 contre Saloum Saloum. ñoom ñaar nag bokk na ci xale yi gën a feeñ ci lamb ji songo nañu xeex nañu ñoom ñaar. Balla Gaye numéro 2 Saloum Saloum ma ngi sànni ma ngi laaw waaye xale bi day bëgg jar naa moytu de moom Balla Gaye numéro 2 Saloum Saloum ma ngi door kon combat bi demel ne waaj jeex Saloum Saloum jël na ko attention ci attention ndax soo gi baax na xeex nañ xale bi génn waat na ko ña ngay xeex Saloum Saloum jël na tànku Balla Gaye mu wàccaat Balla Gaye koy kot ma ngay kot pour weele seen combat métti na ñoom ñaar combat la bu nga xamante ni bu doy waar la te pourtant ci limu ñi nga xam ne daan nañu la Balla Gaye da cee bokk mais combat bi doy na waar parce que bu ñu xoolee ralenti bi léegi bu doon ci jamono ji ngeen bëre boo moytu buñ ko vaaree mu ñàkk. waaw day ñàkk parce que première chute moom boot ma yokk mu samp boppam maa ngi ci ginnaawam ndax li mu samp boppam moo tax mu mën a ñëw dafa samp boppam ma door a ñëw léegi après arbitre yi dem waxtaan ne nañ bërewaat parce que bii fekk na làmb métti ndax da ngay bëre ñaari 30 minutes waaw léegi 10 minutes la mais bii làmb 30 minutes ngay bëree nga machinil bërewaat 30 minutes li tax combat bi métti dañu bëree ba temps bi jeex ñu def prolongation Balla door ma daan la daan léegi ci image yi dañ ko dagg mais combat bu yàgg bu métti combat bu yàgg bu métti bu nga xam ni yaa ngi wax ni mais ci nag Balla ni Balla jàmbaar la voilà jàmbaar la ndax ñun bëri xamante nañ mais gaynde la waaw mën naa ko seedeel waaw parce que ñamante ngeen parce que góor bala nga ko xam ñam ko gaynde la waaw xam nga combat boobu door naa ko coup yoo xam ne su ragaloon damay yombal jëlam ndax am na coup yu ma ko dóor su fekkoon ni ñemewul damay songu te bu ma songoon ma daan day jébalu si mais dafa mujj mais nanguwuma songu nanguwul songu ndax boobu maa ko gën a ñor bëre benn songu bu ma ko songoon jël bu rëy laa koy daan mais papaam dane ko bu ko songu Saloum dina ñëw parce que li tax moo war a ñëw bi may bëreek moom dama gaañu ci loxo voilà boobu laa bëgg ñëw dañ ma jam ci loxoom parce que samay supporters ñoo doon xeex ma la ñuy àtte ba paaka bi dal ma moo tax combat bi maa ñëw parce que dem naa ba mënatuma dóor damay rëq looloo tax jël am waaw mais entre parenthèse tamit nag mbërum làmb tamit deram war naa gaaw foofu noonu waaw mais naa la wax leen mel ni naajo comme man mi bu dee jullit lii fépp fu ñuy jàpp d'accord lu ko pour mu nàcc day yomb ok waaw ndax foofu yàlla rek la voilà loo tax moom cey doy waar xam nga jàng du wees jàngati na waaw xam nga li mu la wax mën nga yaram yëpp kenn mënu koo tul dafa am fu la yàlla may ak foo xam ne yàllaa fa ne moom la lay expliquer mais dafa fekk Balla Gaye nekk ci ascendance c'est ça dafa jóge ci bàcc seras mu desee ko ñaar ñu të Saloum Mame Gor Diouf Mame Gor la njëkk a bëreel voilà daan Papa Sow bi mu paree Papa Sow lañ ma ko jox waaw xam nga Papa Sow sax ci biir combat préliminaire la bëreek moom mais ñii grand combat la bëreek ñoom waaw grand combat Mame yaa Gor ngi la dégg bëreel teg ma ci teg ci kii yaa ngi dégg ñii grand combat la bëreek ñoom fekk mu jóge ci bàcc seras dugg war a parce que dafa teg la bàcc seras teg Saloum teg Mame Gor Mame Gor paree ci man Issa Pouye la bëri waaw loolu 2006 njëkk a dégg defet loolu 2006 la xam nga boo xoolee Balla Gaye 2 janvier 19 juin ci la déclassé mook Modou Lo ñoo bokk parcours at bi ñu duggee làmb la ñu déclassé waaye kii waxagu la combat bi gën a metti ci moom bi ko révélé maag Yaya Jammeh des na sax beneen bi banati waxaatal Alioune Seye 2 Matar Gueye
Matar Gueye Matar Gueye moom ba léegi bi muy nekk RFM moom la buy émission bi di commencé moom ngay dégg Saalum a ngi dóor Saalum a ngi dóor Saalum a ngi dóor Saalum a ngi dóor mu émission am Malick mook Matar Gueye moo ko révélé ci stade bu gazon bi Demba Diop non gazon bi boobu kuur gi boobu non booba xale lañu booba mi ngi doog a jóge Mbappat dugg ci làmb ji Matar Gueye jóge Thiès lëmbe bëgg lëmbe Dakar noo keroog la xeex ak beneen combat boo xam ne ak beneen combat boo xam ne boobu moom tamit ci combat yi gën a metti ci combat am ci la bokk te boobu maa ngi xaar mu ñëw ci boobu ban la xam nga Père Gueye day luqati affaire yi non ñii seen génération Alaaji Malick ñii seen génération chaque dimanche dama daan bëre su ma bëreewul sax amateur looloo tax nga am 32 amateur yi ñooy woo promoteurs yi neneen na Saalum bokk ci journée bëri waaw sa journée moom daana nekk liñ ma daan may ci tribune bi moo ëpp liñ ma daan fay parce que bu ma rappelé waatee encore ñi mu daan na Conke Sil Dolf Njambe Sarr Gaal Ndiaye Gora Fall mu daan ko ñaari yoon daan Tampon Ndaw daan El Hadj Diouf ñaari yoon daan Pape Faye daan Alioune Seye numéro 2 daan Kër Diène daan Assurance daan Aliou Mané daan Garga Mbossé daan Super Étoile léegi indil ko maama Boy Sey waaw fa lañ ko tuddee phénomène de Pikine waaw le phénomène de Pikine waaw boobu lañ ko tuddee waaw parce que ñi ko daan Boy Sey ci la bokk ak Balla Gaye numéro 2 Siré Seras ak ñoom Paul Maurice ak ñooñu ak l'an 2000 ba ci xale yi ko mujjee daan muy Soun Diatta voilà donc mu nekk vraiment champion bu nga xam ne ay combat yu neex bëri na ko mais man claf bi ci laa génn ci Saloum nag claf bi ci laa génn ci Saloum parce que man am na ci combat bu nga xam ne wax naa ñaari yoon Saloum daanu na parce que boobu ma nga à 5 centimètres du sol mais nu mu def ba dellu siwaat mooy sama problème alors dañuy jox Saloum assurance promoteur bu mag baa ngi toog Gaston ngi Saloum assurance Saloum assurance ñu ngi lewtoo assurance tokkaas na nee na ko pistolet laa yor waaju li ko kuuru Baay Faal laa yor foo jaar mu dal la pistolet ak kuuru Baay Faal buy njëkk a dal pistolet bi door a dere Saloum mi ngi déglu Saloum mi koy déglu Saloum mi koy déglu ndeysaan assurance tokkaasaat na assurance dafa bëgg a dox ci kawam Saloum door na gauche assurance del na ko daan na ko déedéet bañ na jóg na Saloum mbuufaat na ko samp na boppa bañ na samp na ko Saloum wëlbati na ko samp na boppa pour wet ko daan ko lamb ja jeex na daan na ko jël bu set la ilaha illallah Saloum formidable Ibrahima Ndiaye am na problème Ibrahima daf na layla Saloum formidable dama yuuxu parce que vraiment man gis naa ne assurance man dama ko topp drapeau chef de l'état topp ko ci mbappat xool ko mbuur ku mu mus a egg foofu pare nga ba mu jëlee Saloum dama ne Saloum daanu na waaye nekk sama làmmeñ bee gaaw booy bi dégg waaw yëfu jinne la def ba génn ci ba burwet ko parce que dafa songi ci côté flanc bi mu mane la ko songe te li ko rey loos ba ma bës da nga ko fel dooley góor ci loos da nga ko fel parce que sidit yëpp fi lañ dajee su jëmee suuf lu ko yëkkati waat du yomb waaw te sotti ko li nga mën a ci gauche yëpp da nga ko atula ci yow foofu juróom waaw moo tax en tout cas mu def vraiment prouesse pour wane ni rek mbappat dafa am solo jàng bëre dafa am solo parce que bu fekkee ni mbappat nga bu bëre léegi da nga koy lijjanti te loolu moom mooy ñu jekku la nga lijjanti bëre bi parce que fii dama ni sayee Saloum daanu na mais réflexe bi mu am ba dellu siwaat ba teg loxo bi ci loos wi sa waay daal di c'est que dafa am mbër yoo xam ne dañuy yenu làmb dëgg la moo tax erreur yi bu leen dalee pour ñu daan leen day yomb ndax am na foo la ñuy yegg du ñu xalaat ni mën nga ci génn dañuy tiit te fii bu ma tiitoon rek damay ñàkk wallaahi mais lu ma doon gis bu mu takk parce que takk ëmb na ñaar tànk yi su ko takkoon rek bu ma buuxee sax damay toog mais takk bi laa doon bañ moo tax bu dane nii rek ma changé tànk bi changement de pied bi bopp bi génn loolu ma bës ci loos bi looloo tax ma mën a rocce moo tax ma ni mooy li ngañ di wax bëre c'est de l'intelligence en mouvement parce que li muy wax nii maanaam calcul la xel la góor
loos bi boo ko bësee dara dootu fa nekk ba loolu maa ngi koy soog a jàng tey xam nga to Saloum bandi la waaw xam nga alors am na beneen combat bu nga xamante ni aussi keroog nag moom dafa daal di cour gi da cay def kaañ yi quoi digganteem ak Aliou Mané nañ ko indiwaat parce que keroog du ko dóor ba bakkan bi toj ba médecin yi ni non ça va combat bi doy na nañu jox Saloum victoire ñu delluwaat stade xoolaat diggante Saloum ak ki nga xam ne moom moo di Aliou Mané. benn tànk bi ñu jël la nga dese benn tànk boo ci daanoo rek dafa juum boo ci daanee da nga juum parce que da ngay garder say tànk garder say cër tànk kenn du ko songo. Saloum ma ngay lewtoo jiital tànku ndeyjoor Aliou Mané jiital tànku ndeyjoor ñoom ñaar fausse garde la ñu def Aliou Mané def déplacement latéral Saloum moom tamit def déplacement wëlbatiku gën a jekkal taxawaay ba Aliou Mané dagg na lewtoo bi doxe ndeyjoor doxe càmmoñ taxaw xool ko ci biiri bët congo amagul pour bañ dalagul seen diggante ñoom ñaar ku ci gagné yaakaar na ni di nga marqué point yu am solo Saloum bu gagné day daal di jël paie am juróom-benni poñ Aliou Mané bu gagné day dellu si ci course bi daal di am ñetti poñ yaakaar naa ni looloo tax championnat neex ndax mbaxalum xeer la dëkk soor taxul a jëkk a yegg. waaw dëgg la de Malick Thiandoum naar ba mu fekkee ñaari jigéen di xuloo bii làcc ba laax ba sif benn laax dañu bay laax noppali yow am nga dëgg waaye kii sif dëggam dafa landi tey loolu dëggam dafa landi lay la Saloum a nga yër ndax Saloum day dem waaye Aliou Mané jege si na ko Aliou cokkaas na Saloum ba koy xool rek dafa bëgg a xeex Aliou dooraat na Saloum sànni na gauche droite Aliou sànni droite Saloum door Aliou door xeex nañu ñoom ñaar Aliou Mané Saloum cokkaas na Aliou cokkaas na Saloum Aliou Mané Saloum Aliou door na dooraat ah kurpañi dal na Aliou Mané Saloum ña ngay xeex jënd nañu sàkku ya ña nga ca boori sàkku ya Saloum dugal na ay perkit benn ñaar ba ñett jàpp ca ndomba ga ña nga ca boori sàkku ya arbitre bi ndax day sifflé arbitre sifflé na am na ku gaañu Aliou Mané nàcc na perkit yóbbu ko sufurle moo ko tàgg waaw rokkas ba la da ko sufurle Saloum dafa rokkas Kourou Baye Fall googu dafa rokkas dal na dafa rokkas dal na bakkan ba nàcc na dafa dal rokkas na la ilaha illallah waaye gis nga Aliou dafa dóor Saloum bi posté Aliou dóoraat waaye xeex bi dafa désordonné maanaam teguwul ci yoon fii nag bi ñu jàppante rokkas yooyu ngay gis moo indi gaañu bi Aliou Mané gaañu mais xeex bi xeexu mbedd la waaw xeex boo xam ne xeexu mbedd la ku wàccoon daan dañuy xeex sans reprise yi am na lu nekk ci suuf li nekk ci suuf lan la tànk yee taxaw la boo ci ba max mu dem yoonam parce que du ko foofu Boy Bambara Saloum moo waroon song Saloum dóoraat Aliou Mané riposte Saloum dóoraat ko warul song parce que kële moo joxe ci def arbitre bi joxe na victoire arbitre bi joxe na victoire Eumeu Sène ngoogu corps médical bi jàpp nañu ni gaañu bi mu gaañu mënul continuer ñu jox victoire bi Saloum voilà mënul continuer Père Birahim daal di lëng mbërëm yóbbu mu nekk combat bu métti parce que aussi bu ñu xoolee sama waa ji Aliou Mané borom 5 meng ko rigga raago keroog nag raag na ba naaw mais ku yi nga ko jox ci suuf yooyu ñoo metti waa Aliou man xam nga Pikine laa juddoo ñoo bokk benn koñ yow saa lii tàgg am fit ma ne ko ñu bokk salle di entraîner Tyson xam na li may wax boobu Tyson a ci salle bi Eumeu Sène a ci salle bi ma la ko Aliou mu ne ma la ko buñ demee nañ ba pat ku dàq bëre daan te ñu bañ a xeex mu nekk fa comme ni nga ko waxee ay riigo raago nii ma la ko ay bagaasam la Aliou boo xeexee naa la gànje bul xeex kaa ñu bëre
moo tax may naa ko taa sax muy dóor may encaissé. mais dama mujj mer nag. waaw ndax dama dóor ku yu dal dóor na la ku yu dal nag moo tax nag ma daw kor ko. parce que boobu nag woon na naar ci guuxum soow. bi ma ko koree nag ñaari épirkil yi moo ko dóor moo ko gaañ. ndax parce que même gaañu bi man maa ko woon arbitre yi. ok dama jékki-jékki mel ni benn robinet mooy dal sama kaw. si da ngay boobu deret beegi sama kaw. dafa xelli. ma la ko arbitre dafa xelli. arbitre bi door ko gis àtte. si la yàlla def mënul bëre. mais ma saw naa ko ci tamit. vraiment après bi mu nee CTO. dem nañ seeti ko man père Birahim. ñëpp dem seeti ko def nga li ñun ñëpp duñu ay noon ñun bëri. def nga li Youssou Dione defoon. combat moo laaj loolu. Youssou Dione ray sugar. bi ñu bëree la laan demee. dafa dem pharmacie Gigo. ndeysaan. fekk docteur am bindal ko ay garab. garab gu mu génn rek mu ne ko def ko ñaar. def ko ñaar ndax xam na ne li ko dal moo dal adversaire. dafa jël mbuus ma dem Caaroy. dem seeti ko. ne ko xam naa li ma dala la dal. parce que combat bi dafa métti woon comme combat Saloum bi. comme combat Saloum sportivité c'est ça. c'est ça mais rebondissement bi. dina métti ci moom de. waaw Saloum bu lamb ji xat na de. xat na mais dañuy xool digganteem ak Garga Mbossé boobu sax. bref lañ koy def rek. xool ko rapidement. boobu également maf ñandu lañ koy def. xool ko alaaji nga jox ñu ko alors sa diggante ak Garga Mbossé également ñu jégalu ci qualité image bi parce que lii boo ko xoolee da ngay xam ne ki ko filmé dafa tiim télé bi di ko filmer ak téléphone mais au moins pour la postérité ñu am les images diggante Garga Mbossé ak Saloum mu nekk aussi combat bu metti seen diggante yéen ñaar li ngeen bëre it yàgg na waaw bëre ngeen combat bu yàgg ay ca ñëwal commentaire al yaa ko bëre waaw combat bi man dama ne ko Garga dooma daan ndax dama bëreeg sa mag Zos waaw mu nax ma daan ma parce que moom moo ëppoon expérience nag moo ma jiitu ci làmb dama song ma dóor ko épirkil mu taf bët bi signalé ma yërëm bàyyi mu daw reñaan ma dalaa nax ma jóg na ko arbitre moo signalé mu ne ma mais sifflé wu ma déggoo mbib ma muñ lamb di dox waaw baa ngi noonu lamb di dox ba ma dajeek rakam fayu moo tax jour boobu dama ñëw ba ci moom moo ko indi ma la ko yow xam nga ma xam nga ni sa rakk ji du ma daan waaw loolay lamb te xam naa ni du ma daan vraiment li ma mën a bëree du ko bëree te moom dooleem la xalaat te doole daanu ma te booba mer nga moo tax bi ma sempee dama kalu git bu loxo dafa am ci bëre bi ma kalee mënatuma yëkkati te faw mu wàcce ma dama wàcc rek ma dóor ko faussé rek rasu mu dëpp kanam gi c'est les techniques de Birahim Ndiaye mu ngo xam nga nag père Birahim mu dafa mën a bëre c'est les techniques de Birahim dafa mën a bëre ay kalu loxo c'est les techniques de Birahim waaw mi ngi koy tari en même temps lu ne def dama jaar ci ñu mën a bëre waaw Boy Bambara dama tàggat champion du monde père Birahim yeggale ma Boy Bambara boo màndiwul bëre dootoo ko màndi boo mënul bëre dootoo ko mën mais yi ñu gis yëpp père dañuy gis ni vraiment xale bu wex la waaw géew da ko mën takkusaanu Saloum te tamit kuuru Baay Fall gi fu mu la fekk mu rimbax la ko mais jamono yi ñu mujj nag dafa mel ni kuur gi safatul waaw kuur gi moom man xaw ma lu nekk ci kuur gi mais daal Saloum gëj naa dóor ba ñu form Saloum gëj na fee bëre combat bu nga xamante ni da nga naan la Saloum def wala ma yuuxu ba ni laa ilaaha illallaah dar sama gémmiñ ay fëgg laa ko fi daan Jokkel ay Valdo ay Sun Diatta mais vraiment mu mel ni que wextaan wa fi nekkoon moo fi nekkatul wala doole ja fi nekkoon moo nekkatul wala boog kuur gi moo damm wala nu mu demee noonu Saloum vraiment man jaaxal nga ma léegi série noire boobu waaw xam nga moo loolu lu ma ciy wax man jaam laa te jaam bu gëm borom la làmb kenn mënul kenn sa biddéew rek mooy taxaw bu biddéew bi wanee ginnaaw day mel ni zaaru nattu ci yow soo gëmul yàlla sax cuune ngay doon waaw da ngay yaakaar lu ne la te tolof day dal nit sama yaay feebar na fi ba mu di fi jugee te man xaw ma sama pap sama yaay la am moo ma yar loolu am lu mu la manqué maag su njëtta entraîné wu ma laajal ak Aline kii caare moo ko tëgg dama la ko jox ma avance koo ma jox baax na sama yaay feebar moo nekk siti ba nga sonn bu metti waaw li entraîné wu ma mais boobu li ma bëgg laa doon sauvé moo ma ci dugal boobu falee nga am xaalis pour dem jàppale maire bi mais loolu yëpp ci nattu la rek ndax kilifa gu mag nee na ma bu la lii dalul woon faatu nga mais continuer di nga dimbali ay mbooloo di nga dimbali ku ne ndax sa xol may na la ko te li ci kanam rawali bët kon bu ma jàppee ne série noire bi
dafa amul lu ko laloon ci yow. waaw. lan nga ñuy révéler foofu lan la. luñ la def la loo kii la lan la luy coow li série noire bi lu ko gën a lal. man Baye Fall laa. man Sénégal laay waxal. naa wax sax ba jégalu leen. ndax jaam laa nit laa matuma. te mbër rek lay àndal. ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom. dem naa ba nekk ci lu ma warul. te sama ndey liggéeyul loolu. te ci waajur bu baax laa am. sama juróom-ñaari mbaam dañ sanc daara. man baax rek laa war a def. ma dellu samay mbokk. dellu Saalum bi yëpp jàppale waat nañ ma. am na nit ñu baax. vraiment ndax tey bu ma ñëwaatee. ba bëgg a dugaat ci làmb. ginnaaw bu baax ku mel ni waa kër Pa Alaaj Mansour Mbaye doomam yu baax yi. vraiment ba ci Cheikh Mbaye. bërki démb rek la mujjee woo Gaston ñu pare entraînement nii mu def ko appel vidéo ne ko Saalum looy xaar ci moom. Gaston ne dina bëre man maa ko wax te dinaa ko bëre loo. parce que aussi dañ lay wax nga ko dañ lay dégg ci ay coow yu nga xam ne man ñëw naa sax rëbës fekk la fa. des fois nit ñi dañuy jàpp ni Saalum xëy na benn bandi la wala nangam alors que yaa ngi koy wax te yow da nga am tur. am bayre am wàll ci làmb am cër ci làmb. mooy li ma la wax nattu la ndax sama xol rafetoon na ba du ma segg. du ma segg. ñi ngay àndal. du ma ñëpp may fréquenté. ba ci problème bi ci fréquentation ndax boobu maa ngi sama dëju yaay. samay xarit ñëw nekk am na ku nekk ci yow yor ay bagage am di tux. mais biñ ko jàppee xale la dana man maa ko dénk. te yaa ngi sa dëju yaay. ci jouru sarax bi loolu sax. ci jouru sarax bi. ñu jàppee ko ci kaw terrasse bi ci mbaaru xar bi. fekk woo ma ci saal bi ma ñëw ñu boole ñu monot yóbbu. ma dem ñu jàpp ko di ko dóor ay cours te xale la mu ne maa ko dénk. mais bi mu demee conscience am. waxta yàlla rek tax. ba ñu yeggee ci juge bi yàlla rek moo ma tax may wax. dafa waat ci yàlla bu mu gëm. ndax chrétien la moom. sama xarit la quoi dafay ñëw kër ga. ne ma yàlla bu ma gëm laay waat. sama digganteeg sama bàmmeel laay wax Saalum dénkuma dara lii man maa ko moom. ñu bàyyi ma ñibbi. mais xam nga enquête yi faw nga def fa ay 5 mois boobu nga ma fay fekk. effectivement. làmb fa amoon sax nga fekk ma fa. mais man dama gëm nattu gëm suñu borom. am na combat boo jël. parce que yi ñu dafa téye yëpp parce que xam nga làmb dañuy wax ne bu fekkee ne da nga am condamnation. da ngay dootoo mun a am licence boo amee casier judiciaire. mais kenn mësuma tëj mais moom la voilà foofu laa bëgg a ñëw ak yow. ma ni fekk nañ la fa. dégg nañu jàpp nañu Saalum jàppaat nañu Saalum mais ba léegi taxawoo ci kanamu juge mu àtte la tëj la. déedéet loolu yëpp liggéeyu ndey la rek ak ñaan waajur. te xam ne lépp it du lu may def. mais fréquentation moo ma ci yóbbee loolu. loo ci jàngat léegi. boobu xelu xale la sax moo tax mais man làmb ji ak dëkk bi. kenn talatul kenn. man dama njaboot. te bëgg naa samay njabootu kenn du ko gën. xale yaa ngi màgg. ma ne maa ngi doom joo xam ne bu ma bàyyee bëre fii ak ñeenti at mu doom ma. xale yaa ngi màgg waaye. te yaa ngi koy tàggat ci loolu. boo ko gisee maa ko sut waaye ëpp ma ko. mu ngi judo lay def. ok. kon ndono Saalum doonte at yi matagu ko mi ngi mais Malick retour bi. waaw le retour. parce que cour gi moom. cour bi bunt bi. cour gi dama yettaat bu bees. waaw ba pare nandal ko ba mu wex xat. non répète. ma ne dama yettaat cour bu bees. ba pare nandal ko ba mu wex xat. boo yi yet faale wuñu yet de boo yi ma gis. kuuru Baye Fall njalabaan laa lay wax de. njalabaan ak dóobaale. rang lay wax de lii lan la. rang muy gaaw. lii lan la. gisoo kuur bu am safara la. gisoo ni ma ko ci def. moom nga yett nii. maa la ko wax. waaw mais buntu bi fan la sa buntu dugaat. voilà parce que nag le retour de Saloum dafa war a tàng jël. waaw sa buntu li may ñaan. maa ngi koy ñaan promoteur yi di ko jiital nag ci sama papa Gaston. bëre bu ma bëgg a wanaat Sénégal. ni Saloum moo ñëwaat. bu ma sañoon mu def kalaaf. delloo si kalaaf. ragaluma benn mbër. waaw mais je suis seul contre tous. na def kalaafu ndaanaan yi. diggante revanche. ak lamb ju bees. boo ci taamu. ak jox bu ma ci am jël. boo am jël. Valdo. décision arbitre la. te mën na bëre. Issa Pouye war na ma may sens. loolu lamb la. fii nga toog la toog dafa bëgg a dellu si. dafa mën a bëre. te Gaston fi mu nekk nii Issa da nga ko war a tëgg. moo la fi tuddee suma rapide
adversaire nga ko doon wutal adversaire a ngi nii. Issa Pouye maa ngi moom làmb la parce que jasit la ak kan moom lu mu màtt du bàyyi. ak kan bëri na. déet sama naataango yooyu yëpp. ay tonnerre. waaw bu ñu defaloon kalaaf man Issa Pouye tonnerre. waaw loo tax ne gars yi yotuñu segg leen nii. xam nga ñooñu ñoo bokk génération. waaw loolu leer na ak ñoom. te mosoo koo bëri ak ñoom. te man dama te ñu ngi ci ñi ma bokkal génération. ñëpp laa bëgg a daan. ba pare may xale yi sens. déet xale yu bees yi tamit duñ la may nga dem de. baax na ku ma ci yàlla booleel. bëgg naa. xale yi koo ci ràññee ne tey war na mën a taxaw sa kanam. ci xale yi rek nga xam ne kii wóor na ne mérité na ko. bëri na. kan ak kan. Reug kenn ñemewu ko dañ ma ko. non am na combat am na combat. waaw Reug Reug guy gi moom leer na. waaw man leer na ma ni. mën naa bëreeg moom. waaw d'accord naa loolu man ma de côté. te su ma la ko waxee war nga ko gëm. waaw léegi de léegi Sénégal di kontaan. waaw léegi de côté dina mel ni maag Balla Gaye. waaw léegi roof nañu Reug Reug ne le am na combat. Quench am na combat. moo tax ma ne la xale yaa ngi ñëw de Quench am na combat. ñi ma daan. waaw ku ñu ci bëgg ma may leen sas. Forza. ñoom ñëpp buñ bëggee man nee naa je suis seul contre tous. Forza tamit voilà. Forza champion la gaynde la. waaw gaynde la te xeexkat la man déggoo ma kalaaf bu wex xat laa bëgg ren. ndax li may yëg sama yaram. waaw kalaaf a koy indiwaat. bu wex xat. am na booy Jordan moomu tamit Jordan. non man ñooñu. Jordan dafa diis de moom. kuy Jordan. Jordan benn bi nekkoon ñoom bul faale. waaw non Jordan maa moom ñoo entraîné ndoo saal. yéen a bokk man ñooñu du ma xanaa ñoom ñu bëgg ma. mais man du ma taxaw ne bëgg kon yéen a bokk saal ba léegi. non léegi. yaa ngi ci Diallo yow. maa ngi ci waa Diallo ok yaa ngi Diallo ok. muy nit ku baax tamit. te da lay entraîné ak yéene. waaw la boo ko fee ma. waaw liggéeyal na ma loo xam ne. nee na ma ku la neex jëlal. waaw Saloum. bëreetu leen ci kekk de. waaw léegi suuf man ci suuf laa jàngee gannuus déet baaw ngay bëre ci gannuus booba xamoon naa la waaye bi yoon fa la ñuy contacter bi may nekkee père Ikri Ibrahima Ndiaye. waaw ci tefesu Yoff léegi yaa ngi HLM yaay leader bi foofu. waaw maa ngi fa Modou Awa. Modou Awa Tine. waaw uuf nag xale yi. waaw Modou Awa waaw. parce que wax dëgg yàlla tollootuma fu may jàngatee bëri. mais les deux léegi nag li ma bëree laa bëgg daa mel ni courrier ci biir gaay les deux Saloum Saloum. ñoom ñëpp nañ ñëw ba ci nees daan naa ko mbapat. xanaa mais nees gàddaayul. maa ngi dégg muy wax nañ ñëpp ñëw. Saloum dañ war a suqaliwaat làmb. Saloum. Saloum plateau bi neex nii plateau bi fii dafa féex de. toxu ngeen de yéen a nga ca gannus ko lamp yi leer. ñu taalal la clim ngay. man xam naa ne jikko jaa ngi fi. gaynde gi moom fit waa ngi fi du fi dañ. waaye endurance bi ak. loolu liggéey la rek. ak beneen bi nga xam ne xool ma rek. nekkul mag. loo gisaat ci man. waaw non gis naa. parce que sànq moom bi nga ma nee làmbal kuur gi wax dëgg yàlla. bi ma làmbal wow na moom man mi xam haltérophile. dama ko xam. gis naa volume. force bi nag moo ma dese ci yow mais volume moom am na. li may ñaan yàlla carcasse bi moom baax na. xaw ma la léegi li may ñaan yàlla. waaw baax na ak baaxul. waaw man maa dig Sénégal. waaw te man lu ma mës a wax dama koy def. waaw bëre naa kalaaf. waaw. biñ ma njëkkee tirage ñu jox ma assurance. Père Birahim mën na ma seede. ne ma sa poule neexul ndax kiñ la njëkk a jox assurance. ma ne ko moom laay njëkk a daan jël buur jaaxal Sénégal. man de jaaxal na ma man moom damaa yuuxu. xam nga rag muy gaaw. dootuma ci yàgg ak kenn. waaye yow li ma jàng ci bëre. laa bëgg a répété won ko Sénégal balaa maa bàyyi. la woon a ngi fi le fils. ma won leen ko Sénégal dafa am lu ñu utale ci man. parce que ñëpp ñu ngi naan kuur gi. waaw kuur gi de la gaa yi gën a te man dama mën a bëree te ngañ jaañ mii xam na. loolu xam naa ko assurance ku wax gis xam ni mën ngaa bëri mën a bëree ba ci YouTube bi. kii daa bëgg ku ko génne làmb ji. Mbaye Diouf numéro 1 moom sax bu bëggee na ñëw. déet Mbaye Diouf nag moom man maa naan doo bëre moom Mbaye Diouf moom du wax noonu. déggoo ko ci YouTube bi mu ne nañ la jox Saloum. waaw yarama tàng mais loolu kay ñu jox la jaay tin sax wala beneen booy bi nekk ci bawol bu bëggee na ñëw ma génne ko làmb ji bawol yi am nañu booy bu tàng. kii booy kii nu mu tudd ci waay xanaa du booyu rëbës yi. waaw am nañ combat. ñoom ñëpp am nañ booy yëpp am nañ combat booy yu bari. làmb ji ren dina neex de.
waaye Saloum dafa war a am combat ndax man retour amateur yi laa de non loolu moom am man defuma ay fans club de man bu may bëre su ko ngañ yéege yow sax boo ko yéegee di nga ñëw mais automatisme bi man sa combat maa ko reporté damay ñëw bu dee xeex di ko gis bu dee bëre bu neex di ko gis Malick bu dee tuus bu neex dinaa ko gis Malick automatisme bi waaw automatisme yi laay laaj de moom fi may waxee léegi automatisme bi xam nga nag mbër gi moom buy entraîné muy dellu si xam nga boo contacté rek automatisme bi xam nga loolu kan ngeen koy wax sama ñeme entraînement da ngeen koy laaj Père Birahim dëgg la loolu am na waaw damay ànd ak waa équipe bi yëpp ba ñu bàyyi dem ñibbi ñii di jooy laaj ko dama téye di ma entraîné ba may wocc bu ma paree ne ma doy na ma la ko dollil man sama xol dama ko ci toj yow ñeme yaa ngi fii kii Saloum dama liggéey loo xam ne man laa la wax mais actuellement nii wane ko moo ma dese booy entraîné lan ngay yëg man lu est-ce may que doole ji nga yëgoon yaa ngi koy yëg est-ce que endurance ak condition physique yi nga yëgoon yaa ngi xam koy nga ñaataat la am man defuma jugement man bi ma juddoo tribunal direct lañ ma déclaré tribunal Pikine Guédiawaye boobu Guédiawaye moo am j'ai né le 4 juillet 81 laa juddu 81 yow booy bu ndaw nga mosuma def jugement ñu ma xam ñi ma juddoo Pikine buñ ma déggee dinañ xam li may wax hôpital Dominique laa juddoo su ma demee ba yëgatuma doole man damay bàyyi man Saloum waaw parce que mus naa dégg benn jour mu wax loolu mu ni bis bu ma takkatee samay godaas dem ci terrain bi yëguma li ma doon yëg man maay bàyyi man maay bàyyil sama bopp waaw pour man maay door am doole mais man loolu bëgg naa koo gis de pour ma gis ko maay ñaan Gaston wala promoteur bu gën a gaaw waaw man sama yaram làmb lay laaj te Gaston man xam naa na ma tëggal ndax du waxantu su waxee dina ko def bu waxee def ko def mais retour yi bariwul sax déggoon naa fi Balla Diouf déggoon naa fi Issa Pouye Balla Diouf Issa ñoom ñëpp ba ci Baboy bi ñu waxee 48 ans namaat na kii ma ngay Baboy ma ngay entraîné waay nee na le retour mais yow indil Baboy mais loolu jar na mais Baboy Saloum mais wala ma indi Baboy ci bopp non Baboy moom bu dellusee combat mokkan xam nga mokkan la bàyyi ma njoon non foog ñu Kaolack la ñu bëree woon waaye wala ñu jox la bàyyi ma ñot man déggoo ma man maay boobu yi tamit neex na déggoo ma ñoon Saloum ñoon Saloum déggoo ma man ñoon Saloum mais loolooy combat bi Sénégal moom adduna bi ñoo ko soxla illa damay dox ci benn bi sax ñu naan ma Saloum yaa bàyyi ma ñoon dafa taxaw ñu ngi la koy laaj ñu ngi koy waxtaanee laajal non bàyyi ma ñoon mbëru kii xoyantaan la jël xoyantaan mais bu combat Gambie boobu officiel agul xuy boobu la am mais officiel agul fii Sénégal war na fee mën a jël combat te Saloum bëgg na ko bañu ma ko déggoo ma ne su ma sañoon dañ may defal kalaaf ci naataangoo samay naataango parce que man bëggoo benn rek bàyyi ma njoon mook Modou Awa waaw moo la ni man xale laa bi ñuy bëree Iba Mar seen bëre bu métti bi 2003 bi may ñëw di seetaan si 2003 barki yenentu bi laa lay waatal man du ma fen Baye Fall laa dagguma pied ci turu weñ nga jàll si laa jaar pour toog seetaan ko waaw 2003 la woon te loolu 2003 Combat bu metti. Ousa Sow Eumeu Sène dama ko pourle Ousmane Diop waaw ak Ousa Sow dama ko pourle bon yaa go booy kéwél laa doon wax kéwél est-ce que am na kooku adam kéwél bu kooku tamit am na doole kéwél waaw booy kéwél def naa kéwél amul combat def naa keneen ki moo am combat Bour Sine def naa Bour Sine moo am combat am na ci ay xale yu mu mën a laalal man daal xale yaa ngi ci làmb ji sama làmb wan sama yaram waaw làmb lay xasan te namm naa làmb te avance bu la boole kenn ama neex non man aw ma problème yooyu kase amu ko moom ñoom ama neex ak yooyu na ma promoteur déggoo ma ama neex maa moom tëggoon nañ suñ combat taxawoon na ba mu d'accord ma d'accord mais promoteur bi xam naa moom matalul mais moom sax bëgg naa bëreek moom ndax bëre nañ ba pat tëngeej non ci kanam bala nii waaw wax nga ko fii léegi nga di da nga ko yenu ba ci kaw bu ma joxoon léegi avance am ma jël ko waaye mais Saloum yow non attends man damay entraîner te jëlaguma avance su kenn man mbër dama lay préparer man diw lañ ma jox lii laa war a toll lii laa war a bëreek moom kon da ngay xaar rek ba xam kan la maa ngi liggéey rek sama liggéeyu bopp mais kii sa liggéeyu bopp boo amee adversaire nag nga soog a defar mais su ma amee adversaire xam naa poids bu ma war a bëreek moom man daal xam naa bëre bi dafa war a gaaw benn combat la dafa war a yéex benn combat laa xam ne test la ci man combat test xëy na nag sax na ma kii man Gabar Singh laa bëggoon jox ko
Gabar ndax mi ngi bëreeti moom. mu ngi bëre. Gabar temps yi dafa yor télévision de. télé la Gabar temps yi di animateur comme yow. télé naka. bon yow ba nga dugg ci YouTube bi. Gabar temps yi day animé lu neex mais nag. mi ngi kële nag xale bi kii. mais nag ku wow la. kii nag kii Jam Thierry. waaw jàpp kookoo weex. non kii dama bëgg combat ku dul dellu ginnaaw. combat der parce que kii dama ko bëgg a gisaat moom moo weex. moom mi dama ko bëgg a gisaat Jam Thierry mi muy laaj moom moo dóor Tonnerre ba mu. kii dama ko bëgg gisaat à l'œuvre. kaw. Gaston nee na dama tëggal combat. waaw lu ma koy ñaan. waaw bu ma tànnal ku ma jox baax na. Jam Thierry man daal amal ku dul dellu ginnaaw parce que kii Jam dama ko Thierry Issa Pouye man boobu laa namm. waaw kay. yooyu baax na. bu ma ci am baax na. der rek. ay Baye Mandione Issa Pouye. waaw Jam Thierry Issa Pouye Baye Mandione Forza les de. kuñ ma jox baax na. yooyu yëpp combat la. waaw kuñ ma jox ba mais nag mënuma dem. waaw ca ñu bàyyi ñi ñëw ci tàggoo. gërëmuma. ndax faw ma gërëm. mënul ñàkk. ndax tey bu ma ñëwaatee. dafa am ñu ci jàpp. ku mel ni El Hadj Fall commerçant bu mag bi borom Touba Fall. di sant nag waa Saalum. bépp nag. bépp ba biir Gàmbi. yow foo dëkk ci Saalum. man sama yaay mu ngi juddoo Julaxaar. ndeysaan ginnaaw Kër Ma Jibel. sama papa bangaaj la. waa bangaaj ok. bangaaj laa dëkk. man bangaaj la. ma ciy jaaree di sant ñi ma jàppale. parce que jàppale nit. am na situation booy toll boo amul jàppale boo moytuwul. ku la jàppalewul doo dem. waaw dafa am ñu ma jàppale ba tey ma ñëwaat. ma dolliwaat santaat waa kër El Hadj Mansour Mbaye. di sant suñu Pape Mansour. waaw Serigne Cheikh Baara Ndiaye. damay jox xam-xamam. di ma jox ñaqam. ma koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi. amiin amiin. di sant sama xarit bi ma àndal muy Ndoof. Buur Siin Kumba Ndoofeen. moom Buur Siin Kumba Ndoofeen direct lañ ko tuddee waaw muy nit ku baax. yore place am raay ba day jaay téléphone di defar téléphone. moo ma jox téléphone bu seer iPhone 11. ne ma wuyul. bañalu ma dara. moo may lekk naan lépp man li ma koy ñaanal. sëñ Bamba laa yaakaar. ak Cheikh Ibra. yàlla nañ ma ci taxawul. Buur Siin kay moom sama téléphone bi di xuyu moom. après lépp daal moom na bàyyi naa ko suñu borom yàlla ko suñu borom jàppale. di sant sama mag ju baax ji jiiri. borom Touba Transit. di sant sëtu Alaaji Mansour Mbaye bi moom it mu ngi Touba Transit. Saliou Mbaye. nit ku baax la kuy jàppale. waa kër Pape Mansour dañ la bëgg. dañ ma parce que ñoo ma yar. ñoom Vieux Mbaye ñoo ma yar. ndax terrain ngelaw laa fooy. te xam nañu li nekk ci yow it. xam nañ ma te xam nañ ni ñëwaat naa te dama bëgg a ñëwaat. très bien. ñoo njëkk a woo Gaston jàpp ci na bëre Saalum xam nañ ni Saalum ñëwaat na. parce que ñoom sama dara umpu leen. su ma jógee entraînement ci ñoom laay toog ci ñoom laay waxtaanee. su may ñibbi ñoo may dajalee reer. kii joxe 5000 kii joxe 10 000. ma reer dem tëddi. kon xam nañ ci lu ma ne. xam nañ ni maa ngi dellusiwaat naa. delloo leen njukkal bi rek. waaw moo tax maa ngi leen ñuy lu ñuy xaar ci man. waaw ak ni ñu may jàppalee yàlla nañ ci teg seen bët. résultat rek la ñuy xaar. waaw di woo waa Biscuiterie. zone Biscuiterie yëpp. waa HLM. benn tali Grand Ndaga ndax li ma boot daa bëri. Cëppal Sicap 1 ba 5. ba Liberté 6 bàyyiwuma fenn. ñoom ñëpp maa ngi leen ñuy woowaat ñu ñëw jàppale Saalum. ndax saison bi bëgg naa rang muy gaaw. waaw bëgg naa yi tamit. waaw waa Cité Bissap. maa ngi sama doom ji moom ki ma ko tuddee Duuju Jaata. ndeysaan nit ku baax la waaw ñoom Nicolas Gomis ñoom Pereira waa famille Pereira bi ñoom nit ñu baax lañ. Cité Bissap. ndax temps yi rek maa ngi waaj dem Guinée te ñoom ñoo may yóbbu. ñu may ñëpp ak may jàppale. looy wutu Guinée. dem ñaanlu ndax ñaan du doy. ñëpp ak may jàppale. waaw bàyyiwuma. attention au retour de Saloum ndax nee naa leen Saloum du yomb. sama mën a bëree. ak li may wàcc ci làmb. ñu ngi koy door a gis. ndax mujj carrière moo gën njëkkee carrière. te mujj carrière bu rafet laay am. tey booy natt sa bopp entre Balla Gaye Modou Lo te ngeen bokkoon presque nga xaw leen raw tuuti ci làmb est-ce que du gap boobu moo nekk sa. fi ma teg moo sori. waaw te maa ngi liggéey te li may liggéeyuma benn mbër. mbër yëpp laay liggéeyal. Saalum ñëwaat na ci làmb te dinañ ci teg seen bët. Saalum yéen it maa ngi leen ñuy gërëm. merci di gërëm waa ITV. jërëjëf. yàlla na kawe. amiin ba weesu njottu directeur beeg yéen ñi fiy liggéey ñëpp. amiin bëgg naa aussi Saloum. nga nekk ambassadeur ñi nga xam ne tey
ñi ngi fële ci Rëbës caabi féete leen gannaaw. Rëbës parce que aussi gars yi fay dund. ñaar moo fa am. waaw maa ngi koy ñaan. longue détention yi nañ ci wax. am na mën nga fa baaxee. waaw. mais mën nga fa bonee. yàqoo. ku bëgg a baax. boo fa nekkee. daara jaa ngi fa. kaamil bibliothèque kaamil yaa ngi fa. tuubal sa borom. delluwaat jéggalu ci joxaat ko sa bopp. mu accueillir la. ndax moom bëggul sax kuy dem ba ci yàgg nga bëgg a décourager sa. et puis xam nga nuñ ko tuddee. ndax nee na boo doon rey nit chaque jour. sax na nga am espoir. ne man ku mën naa jéggal leen lépp. ñu xam ne dañoo tooñ. nañ jéggalu nangu jéggalu. nangu ni àdduna changé na. te nit ku ne ñaan nga yàlla teraanga ñaan nga yàlla baax. amiin yàlla baax. ku fa bëgg a def noonu. boo fa nee koo dégg mu naan bu ma yoree paakaak bi ma yoree jaasi ma yoree fetal bu ko def xarit. ku naan la damaa juumoon. waaw. ay suma xamoon. ay suma yëgoon. demal nga waxtaan ak ñooñu. nga xam ne ñu ngi réccu. ndax yàlla ku ne lay defar. te ku ne lay jéggal. gaal gi ak bëgg a defar it am na. gaal gi xale yi man li may ñaan président bi. na suqal làmb suqalaat leneen ci dëkk bi. ndax ñu bëri ñu ngi mbëkk. tey bu làmb doxoon du ñu dem. wallaahi. làmb lu muy dundal ndax da ngay gis ci làmb ji. du mbër bi ak promoteur bi rek moo ciy gis boppam. dëgg la. ñii dañuy indi ay crème ñii di indi ay café Touba jaboot yi ñii di liggéey. am mbër yoo xam ne tey bu ñu yoroon. dinañ dimbali seen rakk. wallaahi. bu dee 50,000 sax di nga ko jox. na ko demal bal ba jënd ay fëgg jaay fóotal paaseel demal jaay am loo ginnaaw mbër moo yaatu. ginnaaw mbër moo yaatu. buñ jàppalee mbër yi. ku mel ni Balla Gaye day dimbaliwaate. muy man di sama moroom. ak ñeneen ak ñeneen Balla nit ku baax la. ku ko waxul da nga iñaan. man dama baax. ndax Baye Fall laa lu ma yéene nit yàlla naa jiitu. damay dégg ay ndimbalam. non day dimbali nit ku mel ni Waly Seck. day damay dimbali dégg waate ay ndimbaliwaate. ak a baax. ay Baye Fall lañ. ndax Baye Fall tànneef la fa yàlla Baye Fall yombul. ndax Cheikh Ibra bi koy tànn nee na bu ma duggee ci kër ka fa gën laay tànn. ñooñu ay Baye Fall lañ ay taalibe lañ. ak Sénégal nañu dimbalante solidarité ku dimbali ku tane sa morom ak ku mën a doon. muy tarix ak lépp ñun ñëpp benn lañ. ñun ñëpp. nañ jàppalante. buñ jàppalantee dina baax. comme dañ ne gaal la te ñoo ko bokk. ku ne na ko defar. ku ne te nag bu ko yi jëmale ci mbas bi moom. waaw ku ne loolu moom ànduma ci. dëgg la ndax loolu day mel ni que ni yow yàlla bi la bind sax gëmoo ko. da nga xeeb sa gëm-gëm. ndax gis nga sëñ Mountakha yàkkamti sa àdduna rek. nee na daanaka xaru la te xaru daganu. waaw Malick man fi may tëjee mooy foofu lancer appel foofu. nañu delluwaat ci sunu borom te gëm yàlla. te sëñ Mountakha nee na képp ku nga xamante ni jullit nga wala murit nga. conseillé wu la. ngay dem xaru la parce que xaru la te xaru la El Hadj Malick xaru la ay yow yàgg nga tukki ci avion. wallaahi avion xoolal ni mu soofe. Malick te am nga climatiseur am nga fauteuil am nga lépp ci biir yow nga toog ci tagar. 3975 kilomètres nga toog ko ci tagar. 7 jours de voyage 7 jours de voyage. mais attention mën nga dem bay délirer. mën nga dem ba sa kii géex. mën nga dem bay gis sax loo xam ne lii te kaay moo wax la. yàlla mi ngi ak ay mbindeef yoo xam ne ci biir géej. doomu aadama war leen teg bët. te am na heure yoo xam ne seen heure la ci biir géej gi. loolu lu bari ba dal na xale yi. xale yi ci bari moo tax. li ma bind nee na li ma dëpp ci géej gi moo ëpp lu ma génne. egsi nañu dommage ci cëppaandawu émission bi en tout cas message bu fort la. ñuy jaale ñëpp ñi nga xam ne seen i doom des nañu. ci mbëkk mi te ku ci sa doom tàggu. ni la damay dem mbëkk ji nga waxtaan ak moom. waa Mbour li ñu fa ñàkk bëri na vraiment ñi ngi leen di jaale bu baax. Kébémer démb wala bërki démb la fa buggaan ngay daani dem di jaale ji 36 personnes ñoom ñoo fa ñàkk. ci benn mbedd. ci benn mbedd. da ngay dem sama nijaay sama rakku yaay. Mbay Diop. ñaari doomam yu bokk ñaari doom mag ak rak kenn ki feeñ na Mauritanie lañ ko foree. mi ngi dund kenn ki gisuñu ko. dañ ko feeñ mu dund. ki feeñ xaw na dund mais faatu na mujj na wàññeeku. ñu bari wàññeeku ba léegi gisuñu ko. gisuñu ko mi ngi noonu waa ci laxaar yëpp maa leen koy jaare. mais métti na ma. c'est un drame li tax mu métti ma. ndax dafa mel ni que ni li yàlla wax. ni ñoom dañ ko gëmul. mooy. li mu bind sa jë. boo ko xaaree balaa ngaa faatu doo lekk tant que lekkoo ko doo faatu. waaye champion. merci beaucoup Malick. ma tëjee ko tukki du tekki. déedéet. tukki. ne veut pas dire tekki. wallaahi.
tu vas vers l'aventure mën nga des ci yoon wi mën ngaa dem it doo tekki comme mën ngaa dem tekki en tout cas yàlla nañu yàlla defal jàmm. ñuy ñaan président aussi ak gouvernement bi ñu gën a gestu ndaw ñi. gën a bar gën leen a jàppale. ñi nga xam ne yàlla may na leen teraanga nañu dimbali ñeneen ñi nga xamante ni nii ay góorgóorlu lañu. parce que président bu la joxee ndombal tànk nga am as tuut dafa bëgg nga séddoo ko ak askan bi waaye tëj sa téléphone tëj sa bureau tëj sa kër tëj sa oto yëkkati vitre teintée kenn mënu laa jot doo dimbali kenn loolu nañ ko bàyyi ba pare amoo compétence ba pare di ko nëbb loolu yëpp nañ ko bàyyi nañuy dimbali xale yi nañuy dimbali ni ñu dëkkal nañuy dimbali militants yi waaye bàyyi ba wote ñëw rek nga ñëw di dagaan baatu askan bi nañ ko bàyyi président ku ko ci def dàq ko merci beaucoup à très bientôt ci Arène Sénégal